tàmbali ci yonent yàlla Moussa kalamullah di tàmbali ci barke yonent yàlla nu di tàmbali ci yonent yàlla Insa ruhullah di sant yàlla bu baax di fas yéene dëgtal taalif bi ñu jagleel yonent bi Seydina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. yaa jara roy yaa mat waay yaa jara way nabi yaa ñu doy nabi yaa jara roy yaa rafetal jikko ne tool buñ bay yaa rafetal jikko ne suuf suñ lay kenn du gis pom di fori new dara du weex ba gën a weex meew yàlla moo la tànn teg la sunu kanam sa mbaax duñu ko jeexal duñ ko dajal lu ñu raam-raam foog ñu xam li ñu yàlla defal xam li ñu am jéem a xam ni nabi daan doxale ci dundam buñ bëggee am ndam ku nekk àndam nabi mooy dëggi xam-xam nataalu ramadaan doomi mbër jàngal boo bëggee daan ku ñuy bëreel mooy seytaan nabi duñu seetaan mu ñuy reetaan bëri na kàttan nabil Mustafa rekk moo ñu def kéemtaan bu ñëwul woon mu ñaaw mbaax dafa xotteeku woon yaa ko ñaw fu ñu la gisee xeeb seen taar yaa mat te rafet kaar sa sunna moo ñu aar ci seytaane ba duñu kar jaamu yàlla moo ñu war ak topp la kon nañ la dar li ko jar moo ko jar yaa rasulullaay rekk moo ko jar nañ jàngale say jaar-jaar jàng ko ba ne ar ni ndongo di buy tere ay saar ne kuy dawal guddi soxlawo ay faar ban nañ la sa mboolem bàkkaar nabi terewul ngay julli di naafile ba fajar nabi yaa jàmbaar yaa toj oxóot toj xare badar daj nga lu ne daj nga lu kenn dajut terewul ngay muñ ku mer da ngeen a dajewul fuñ la fekk yaa ngi muñ mooy jant bu fenk biddew yi fay terewul ñiy leeral nabi mooy bëccëg di nga gis boo gëmul mooy ki ñépp nangul ba si ñi ko gëmul yow mi ko bëgg sangul ndax amul ku nabi gënul lu ne fàng kenn du ko jeex ku lekk ba suur yoon la nga géex ku roy nabi noo def baax ku la bañ xolom du jug ci baax mënul fexe ba baax ndax yaay borom baax ku baax yaa ko baaxee ci sa mbaax gu romb baax bari na ku ñu soppi nabi néew nañu topp nabi du fi mës a jóge nañ ko feeñal ci ni ñuy dundee ñu koy wane di ko teewlu ci lu ne di ko wane ci lu ne suñuy jëfin suñuy doxalin ku bëgg niin laal diwlin sa jikko yi lañu umpale sa tur yi lañ miin yonent yàlla Ismaayla mooy sa maam doomu yonent yàlla Ibrahim leer gi wàcc ci Xuraysh Xaashim ba ci Abdul Muttalib Abdallah moo jur nabi Amina mooy yaayam nelaada àlla waane ma ala wa inakal ala kullu hin azimi Muhammad al amin Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sang ba ca Medine laa bëgg jiin lu baax ci man yow laa koy jiin yaa fi gën diine yaay kot piin sama sokkalin ci sama tilim day jàpp du tiim jol màkk ñépp la tiim say jëf kenn mënu koo miim kenn mënu koo lim teg ñu ci siraatal mustaqim yaay taw te dañoo xiin jàngal ñu yar ak teggin yaay waaja kuñ ko wax keneen dañ la koy jiin xam nabi jar na dem ba Chine nabi mooy bopp bi ñuy ay sikkim gestuñu nabi foo jëm yóbbaale ñu yaay ki yàlla faale kuy dem fa ngay jaare doo tooñ di baale nabi loo roy ci moom mu doy génn ci mooy ci moom laa ngoy dama ko bëgg bay jooy ku ànd ak moom sa taal dina boy sa tool du mës a booy nabi laay roy moo ma doy ku lay roy ëllëg du sooy kenn du am lay say jëf fay na daay war na kiiraay amoo kiiraay dëgg moo ñu ñor bokkuñoo kiiraay yàlla nañu ubbeeku ci nabi na fermeture bu raay lu neex lay gilli moo raw cuuraay
jàngale nga ba mu doy bu doon taw ñu ne fépp a tooy ku ne xew nga xewi bés ba léegi nabi mooy fës musuñu ko teg bët waaye moom la ñuy bëgge ba ilaa ëbët say noon nag laa xamul nuñ la bañee kuy macc lem jaaxal la bu gañee nabi moo fi gën nañ ko ràññee ku ànd ak moom noo def gañee ku la gëm du biddanti bay naaje li may ñaan mooy ëllëg yàllaaxiraa ñu daje sa keppaar lañ bëgg añee ku lay roy rek laa ñee rawatina saxaaba yi joxe seen alal seen deret seen bakkan Abu Bakr Saddiq Umar ibn al-Khattab Ousmane Ben Affan Ali ibn Abi Talib Tala ibn Ubaydullah Zubayr ibn al-Afam Abdar Rahman ibn Auf Said ibn Abi Wakas Abu Ubayda ibn al-Jara Sayd ibn Sayd Khalid ibn Walid Jafar Hamza Bilal ak ñin daan àndal ñii ñoom mat njiit daan xeex seen deret di siit imam Abu Hanifa imam Malik ibn Anas imam Ash-Shafi'i ak imam Ahmad ibn Anbal mënuñu leen a bañ a tudd ñoo tax ñu am fu ñu sukkandiku si ndigalu yàlla ak yonent bi tax ñu sàkk nit nekkal chiit nekkal sunnit yàlla moo ñu boole def ñu ay jullit ginnaaw bu ñu defee nit ay ibaadu rahmaan lañ bëgg doon kon ñoo ibaadu duñ ay noon dañoo xàll ay yoon ngir musal ñu ci yoon yu bon muy liggéey sunu mag yu baax yi ñi ñoo yaatal diine ci jaam yi Cheikh Tidiane Chérif Abdul Xaadir Jeylaani Omar Foutiyu Taal l'islam bi yaa ko fi taal ba mu jafee yaa ko tal yaa ko xeexal joxoon ñu El Hadj Malick Sy laata muy gane si suuf si Maodo moo xam ne bi balaa nga koy xam nga ñëw Tiwaawan gàmmu si tarixa yépp samay kër lañu looy wax ba génn ma si di nga dugal sa bopp ba di nga ne génn nga si fii dañ fi gane si nañu xam lu ñu fi indi te nekk si Sénégal diine musu fee sooxee ndax liggéeyu ñoom Ibou Sakho seen keppaar la ñuy defaroo bu ñu yàqoo aar ko suuxat ko nañ ko saxoo booloo ñàkk ko teg si sunu bakkan ne du fi yàqoo ñaan mu sax ba seytaane duñu rax duñu nax ñépp lañ ciy ñaax nañ roy xaadim rasul ni mu roy muhammadu rasul sëriñ Touba jaaxal na tubaab ba jaaxal na sëriñ bu ko doon dalal ba ku topp Ahmadou Bamba lu baaxul dinga ko ba boo bëggee martaba boo jullee suba del durus xasida dinga ko am bu so booba jaraw lakk Cheikh Ibra Fall moo ñu ko won bañ tuddee ko Lamp Fall laa ilaha illallah moo laajte firi ba foo ko tuddee teg ci santam ba sëriñ Sam Mbay ku ko tudd xam ne am na ay may Baay Ñas yéem nañu ci kurus yu muy nas Baay Ñas moo leen maas bañ yëg moo leen ñaas ba foo leen séen ne ña seen bu ñépp doon bu yoo laay ma jàpp dine ma laay jàmm laay wër fekk ma jàmm laay moo taxal géej gi dëkk du ay lay ba tey ñu dëkk ci noflaay dañuy dem Nimzat ziar Cheikh Sadbu ay dara mat ngeen ay daara yéen sëtu yu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam Alioune ay dara Karara ak Fatima Zahra yaa Asan yaa Abbas yaa Useynu ak ñu des Karbala fuñ jaar sopp leen yéen waa kër yoneen sëtu gaynde lay doon seen maam mooy mbaax moom ngeen doon ñëwal daaru ci Cheikh Moussa Cissé boo bëggee sàmm sëru xam jaamu yàlla nu mu diisee aaru si akuri zaman ndax dee nu mu tiisee ak léegi nuñ ko miisee mel ne amuñu xel bu ñu niitee alxuraan jaa ngi riir lu ëpp téeméeri at daaray pir jaaraama xali Amar Fall ak tafsir Abdou Birane Cissé
téere bi bu ñoo ko yiir Sénégal ba génn si ñi ko ñëkk a liir buñ leen fàttee tey bu ñuy tari ndax du taw mukk te amul niir ku dem Njaasaan dégg axlan wa saxlan Cheikh Bu Kunta Njaasaan ñoo ngi lay daagaan nga dolli ñu ñaan Ahmadou Amari Ndaak Sekk cene ba Mbaba Jaxu Ba mag ñi ku leen tudd am tiyaaba bokk nañ ci li tax jàmm am Sénégal ku bëgg jàmm di nga leen fi ba ñoo ngi ñaanal xalif général yi awliyaa yi ak arif billaa yi ñu gindi ñu ba duñu réer sàmm puso bu ñu mujjee ba du réer baax a baax muy Ismaïla Sy tey moom la ñu àndal ci lépp li nga xamante ne rek amaanaka gis ngeen innovation de taille bu am solo bi nga xamante ne indi na ko ñu nekk ci weer bu sell bu am solo mu di weerum safar nga xamante ne jamono ji ñëpp ngi waajal bu baax a baax ngir dem foofu ca Touba Mbacké ndax xam nañ ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moom moo fay woote at bu jot di wax rek nañ koy santale boromam ci li nga xamante ne moo jëm ci alxuraanul karim dem ci xasida waaye tamit dem ci ay berndeel ba tax na mu ngi wax ne tàmbale ko ci ginaar jëm ci giléem luñ ko santalee sunu borom rek moom loolu dina ko neex loolu ba tax na ñu ngi ci ziar mbokk taalibe yi fu ñu munti nekk ci àddina ñu ngi leen di ziar di leen delloo njukkal bu baax di ci remercier sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi foofu ca bitim réew di ñu seetaan grâce à l'application DTV Sénégal ou le site internet muy www.dtv.sn sangatv.com muy partenaire u DTV nga xamante ne bépp liggéey boo xamante ne ñu ngi koy liggéey ci DTV mun ngeen ko seetaan ci Sanga TV ak foo leen munti nekk moo xam Afrique Europe Asie ba ci États-Unis donc ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax a baax a baax Ismaïla Sy nag la ñu àndal dégg ngeen kàddu yu am solo yi nga xamante ne yëkkati na ko fii ci ki nga xamante ne moo waral lii yëpp waaw moom la ko jagleel moo waral ñuy wax Ismaïla Sy bëgg Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñenn ñi di wax Ismaïla Sy bëgg nabi dinañ ci dellu si waat léegi nii incha allah waaye di leen fàttali rek comme niñ koy tàmm di defee mardi bu jot ñu ànd ak Fatima Aïcha Bokoum ci chronique bébé maman ngir mu waxtaanee lépp li nga xamante ne rek soxal na dundu yaay ak doom ci biir kër ba tax na tey mu am yéene nag waxtaanee bu baax a baax li nga xamante ne dina jëm ci wàllum cancer du sein col de l'utérus ak sensibilisation réorienter les patients wala bokk ñi nga xamante ne amaanaka am nañu feebar boobu noonu tey nag mu war a waxtaan ak madame Dieye mi nga xamante ne ràññee nañ ko bu baax ci toi-même tu sais gis nga na ma sañsee sax dafa nuyoo ak toi-même tu sais ndax kër gi këram la macha allah bi ñu tàmbalee toi-même tu sais ba tey moom bokk na ci ñu njëkk a jagleel muy ñëw mardi bu jot mbaa mercredi bu jot mu ñëw waxtaanee lépp li nga xamante ne jëm na ci activité yi nga xamante ne moom la LISCA di jëmal ci weer bu tedd bu am solo bi muy weerum octobre le temps de la prise de conscience du cancer du sein moom la ñuy war a waxtaan ci kanam tuuti incha allah dinañu ànd ak Pape Ousmane Cissé pour mu dem ci actualité politique économie et sociale ce soir il reçoit monsieur le consultant en assurance maladie muy monsieur Tom Gueye ñu war a waxtaan ak moom lu jëm ci Dakar Dem Dikk problématique autour de la gestion de l'IPE ndax xam nañu ne waa kër googu noonu ñoo ngi mer ba futu di toj ay IPE ma kay di indi ay jafe-jafe waaye moom mi nga xamante ne consultant la ci xel bi màcc ci loolu dinañ ci ànd ak moom ngir mu indil ñu ay leeral yu am solo dinañu ànd ak Abi Sow moom it ci actualité de l'internet appelé Actubuzz nga xamante ne lépp lu gën a fës ci site internet yi moom lañ ci àndal ngir bu ko defee àddina yëpp mun cee jot ba ku ci nekk xam naka la ñu war a toogee dinañu ànd ak aussi collectif international des talibés cheikh muy bu lu officiel ñoom nag ñu ngi waajal date bu am solo ñu nar cee ànd ak léegi nii incha allah oustaz Moussa Gueye ak muy président communauté collective internationale des talibés cheikh ñu war cee ànd ak nag aussi monsieur El Hadj Madiama Fall moom mi nga xamante ne coordonnateur collectif bi la international des talibés cheikh ndax ñoo ngi amal seen conférence ñu war cee waxtaan vie et œuvre de Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu donc mu nar a nekk le jeudi 25 octobre 2018 incha allah ndax loolu la ñu war a waxtaanee foofu ca CICES dinañ ci yaatal ci kanam tuuti incha allah ànd ak cheikh yi ñoom ñi nga xamante ne seen xel màcc na loolu ci wàllum diine
ne donc mbokk yi sant nañu leen gërëm nañu leen bu baax di leen fàttali bouquet TNT by Excaf nga xamante ne jamono ji yaa ngi ñuy seetaan ci canal 12 ñu ngi ba tey ci 25 000 francs CFA nga mën a am sa décodeur TNT by Excaf ànd carte SFR ñu may la ñaari weer yoo xamante ne doo fay dara 19 au 31 ñu ngi dem ci promotion bu mucc ay mu jëm ci wàllum abonnement à la place de 10 000 francs ñu jox la nga fayee ko 8 000 francs boo amee 8 000 nga mën a fay ñaari weer waaye bu weesoo 31 octobre dañuy jàll ci li nga xamante ne moom la ñu tàmm di def muy tarif annuel tarif normal bi di leen fàttali rek jamono ji li ñuy wax yëpp mu ngi jëm ci màggal Touba ba tax na groupe Excaf Télécom rawati ci dolli waa TNT taxawal grand jeu concours màggal Touba 2018 ñu ne ak TNT by Excaf gagné des passu màggal yéen ñi nga xamante ne yitewoo ngeen bu baax a baax dem màggali siyaare ji waaye bokk ci berndeel yi bokk ci li nga xamante ne mooy jàngum xasida bi beeg jàng alxuraanu karim bi ñu ne nag passu màggal bi nag mu ngi taxaw ci ñaari junni ngir nga mën a dem foofu ca ville sainte de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul léegi nag li nga xamante ne moom la ñuy laaj ci loolu dañu ne nga joxe sa numéro abonné bi nga xamante ne moo nekk ci carte bi di commencer par 014 79 moom ngay joxe ba noppi nag nga daal di ñëw ci lii nga xamante ne moom mooy question yi nag lii laaj nañ ko nee nañu Touba TV ci ban chaîne lañ ko mën a jàpp ci bouquet TNT by Excaf Mourchid TV tamit ak Mouridia TV RTS ak Lamp Fall TV bu nekkee xam nga chaîne yi ñu ko war a jàpp da ngay yónnee sa bataaxal ci li nga xamante ne moom la ñuy wax mooy maanaam boole ci sa numéro carte bi bu ko defee nga yónnee ko ci page Facebook bi nga xamante ne moom la ñu jagleel TNT by Excaf muy barkeelu ci màggal bi Ismaïla Sy ñu ngi lay ziar di la jaajëfal di rafetlu bu baax a baax lii nga xamante ne moom nga daaneel léegi. jërëjëf Nicolas. ñu ngi lay ziar di la delloo sa wàccuwaay bu baax a baax di rafetlu bu baax invitation bi di rafetlu liggéey bi man damay jéggul wax damay ci baalu àq lu bëri ndax jot nga ma woo lu bëri waaye léeg-léeg xel bi moo doon fattu moo waral ñu ma yéex la invité waaye amoon naa yéenewu nga ñëw bu yàgg ngir li nga xamante ne moom ngay wax ci ku tedd kooku nga xamante ne moo waral suñu taxawaay paix salut sur lui muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu bëggoon rek nga wax ñu rek sa jaar-jaar ba nga yegg si fii ndax lii nii nekk na loo xamante ne du ma ne amul waaye nekk na lu raar ci mim réew xam naa ne nag du ñàkk dinaa la boole ci suñu mag suñu kilifa muy Abdoulaye Maroon mi nga xamante ne mooy def jotaayu taalif ngir ngeen waxtaan bu baax ndax taalif yi nga def léegi am na solo. dëgg la jërëjëf xam lii suñ cofeel bu ñu am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk koo xam ne moo fi gën moom la yàlla tànn wàcce ko si àdduna pour mu defar àdduna kon képp koo xam ne rek am nga cofeel ci moom maanaam dana am fu mu la yóbbu foo xam ne si mbaax si lépp te mbëggeel googu ñu am ci moom moo waral ñu bind lii bañ koy bind sax mën nañ ne dafa lu ñëw si ñun la rek ndax bëggoon nañoo bind si moom am na ay jamono ñu bëggoon bind si yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye mënuñ ci bind dara même phrase mënuñ ko ci bind parce que boobu inspiration ba nekk foo woon waaw mais jamono yi ci koor gi nii laa toog rek mu ñëw ci man daal muy bind muy xelli bind waaw muy bind ba mu mel nii mel na dafa am lu may wax daal bindal lii waaw d'accord ana la lañu mën a jàngat ci li nga xamante ne moom ngay bind ci moom waaw li ñu ciy jàngat xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla daf ko tagg ci jikko maanaam lu tax mu wàcce ko pour mu defar jikko yi parce que nit li mu wuteeg bàyyi may rek mooy jikko muy ni ñuy dundee nu ñuy doxalee te loolu moo tax ñu wàcc yonent bi te dañuy seetlu ne jamono ji moo ngi nekk na loo xam ne nii lu doy waar muy axiru zaman te buñ ko indiwaatee rek teg ko repère def ko repère muy Seydina Mouhamed kon tey ji bu ma déggee ñu naan valeurs yi amul dañu am crise des valeurs mën nañ ne amul crise des valeurs valeurs yaa ngi fi mais ñu ñoo ko bañ a jël muy Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ne rek dund na ko ak lu mu def rek buñ ko royee maanaam adduna bi day jag te kenn du am problème ak kenn te danañ am yërmande suñu diggante suñu biir parce que yërmande boobu noonu suñu diggante suñu biir moom moo tax yàlla wàcce ko parce que yàlla doom bi dafa bëgg doomi aadama ba sàkk ko ci lim gën mu ne moom mooy gën gi mu def muy doomi aadama kon doomi aadama yàlla daf koo bëgg mais ñun est-ce que bëggante nañ suñu biir loolu rek moo des maanaam ñu bëggante suñu ana naka la ñuy war a mën a def pour yooyu noonu mën a yomb mën a ratax suñu diggante même bu dul sax suñu diggante jullit ak jullit waaye suñu diggante ak doomu aadama waaw doomu aadama mooy roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam
parce que yonent bi yàlla salaahu salaam boo ko royee rek mënoo fexe ba doo baax parce que ku lekk bu suur da ngay géex yoon la maam duñu kubéer boo gis lu butéel bi def rek lay xeeñ te ko ànd ak yonent yàlla yonent yàlla Seydina Muhammad rasulullah war naa feeñ ci yow war na bu dee am nga jikko yu bon war na dañ te say rëcc gi war na dañ te aussi war na feeñ ci yow muy roy ko muy xool ni mu daan dundee ak nu mu daan doxalee parce que lu tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul vie privée boo xool lépp la jàngale ni muy dundee ak soxnaam ni muy dundee ak amul benn sujet tabou loolu pour jàngal la ñun ni ñu war a dundee ak suñu soxna ni ñu war a dundee entre ñun ak jamono bi ni ñu war a dundee kon loolu foog ñu jéem ko jëli te loolu nu ñu koy defee mooy comme lu mel nii maanaam def ay exposé yonent bi jaar-jaaram waaye dina jar laaj jàng tuuti ci alxuraanu karim bi fan nga ci toll yow mi nga xamante ne yéene bi yàgg nga ko bëgg def waaw dëgg la waaw maa ngi gëstu ndànk-ndànk yàlla def na xam nga sama njàng nag alxuraan soriwul waaye maa ngi gëstu lu fu ma dégg koo xam ne fu ñuy wax yonent bi naa déglu sallallahu alayhi wa sallam fu ma gis kuy wax alxuraan naa ko laaj parce que loolu la da ngay laajte boo xamul tamit da ngay laajte d'accord njàng mi aussi maa ngi ci ci góorgóorlu maa ngi ci góorgóorlu macha allah très bien mu nekk lu am solo Pape Ousmane Cissé dégg nga li nga xamante ne moom la ku tedd la ndax ku baax la ndax bu ko neexoon mu woy ñoom Nicolas woy ñoom Dawas woy ñoom góor gi woy ñoom Cheikh waaye mu ne daal man borom barrière or balaay wooy ka nga xamante ne moo ñu waral ñun ñëpp ndax defe naa ne ci image am lañ ñu sàkkee donc tey ci moom la def poème yu am solo yi nga xamante ne raar na nag ñu koy gis ci mim réew kamu dukki ay dimension yu extraordinaire la nit yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam koo xamante bu jug ci àdduna bu jugee ci àdduna rek àdduna tukki kon kooku mu suñu biir deena deewul nit la du nit mais xam nga ni bu ko lan laay wax rek daaneel foofu mooy su dee baat bi mu yëkkati ne yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam ngay xol bu wér nga dégg ko war nga mën ci yow mi janoog man yow mi may déglu ñu baalante àq ngir jëm yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam muy dëggu ci ñun suñ ko defee lu bëri dina jàng dina jàng ku ci nekk rek fa nga ne jox sa morom loxo baal ko àq ngir jëm yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam ñu fàtte waaw bëgg am yéene roy ko même bu dee duñ ko matal waaye mu doon suñu yéene rek ba baat boobu fu mu jibatee rek loo mënoon jàpp rek nga fàtte ngir jëmm jooju nga xamante ne mosul jóge ci yow ndax wax nga ko sànq ci jëmmam lañ ñu bind ku ñu bind nag ci jëmmam mu ne man ci yàlla laa bàyyi ko yéen bindee fii ci man ngeen bàyyi ko kon ku mel noonu tey su dee dëgg la nga am xol bu wér boo ko déggee war ngaa mën a jooy baalu ak tuub parce que bàkkaar tey mooy indi jafe-jafe bàkkaar mooy indi lëj-lëj donc man maa ngi baalu àq ñëpp àdduna yëpp ñi may seetaan ñi ma jege ñëpp maa ngi di baalu àq macha allah di sàkku tamit ñëpp baalu àq ngir yonent yàlla Muhammad alayhi salaam jërëjëf Pape Ousmane mu nekk lu am solo ñu ànd ak oustaz Moussa Gueye muy président communauté collective internationale des talibé Cheikh dégg nga léegi nii li nga xamante ne Ismaïla moom la jukki ci tàmbaleew mooy buntu toi-même tu sais ada yëg-yëg bi ngi ci am yëkkatil micro bi asalaamaaleykum taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ñuy seetaan ci àddina ñi ngi nuyu mbokki julli yëpp di leen ziyaara yàlla na nga ziyaar waaye itam di nuyu Nicolas bu baax jërëjëf di am kontaante ak mbégte macha allah ci dalal bi nga dalal collectif international des talibé Cheikh ñoo ko bokk da ngeen cee bokk yàlla leen ko moom ñu ngi ciy bég bu baax a baax jërëjëf di nuyu bu baax nag suñu mbokk yi ñu bokkal plateau bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara dëgg la di am mbégte ak bokk ak ñoom itam plateau bi waaye itam rawat na Seydi Ismaïla Sy tabarakallahu moom bëgg nabi dafa bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni waxuma ci kenn waaye bu may wax rek damay wax ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku nga xam ni wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin ndeysaan mu doon koo xam ni yàlla yónniwu ko lu dul mu doon yërmande ci xeet wi Ismaïla wax lu am solo te mooy bu ñu bëggee rek ñun ñëpp feebar yi ñu dal wér dañuy sopp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax dafay faj feebar boo gisee Cheikh Alhaaji Abdul Aziz da doon wax naan inna xubba nabii xaalata laxmi wa idaami wa damma duna riyaay dafa soppoon yonent bi ba ni sopp gi ma sopp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa jaxasoog sama yàpp yaram jaxasoog sama deret dem ba mu yàgg sax
mu ni ci mujj dundam waxatuma sama deret ak sama yàpp yaram waaye wa muqa duuna riyaa yi mooy sama yuq nag ci biir yax mooy fees na ci man del kon fees na ci moom del ndeysaan tabaarakallaahu boo jógee di ko way wala di ko tagg keneen koo tagg ku dul Seydina Muhammad dëgg la way wa dafay niil wala tagg dafay niil ndax koo xam ne yàlla moo ko njëkk a tagg ni ko wa innaka la ala xuluqin azim kon ku bëgg a defaru rek boo saxee ci jikko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala nga sopp ko nga sa defaru nekk àddina ak àllaaxira loolu nag Seydil Hadji Malick moom la teel a naam moo tax moom da ngay gis te biir waxam mu ni julli yi ma julli foor na woor yi ma woor bari na li ma jaamu yàlla bari na waaye loolu lépp ëllëg nag soxlawuma ko lan la ñu ni ko loo soxla mu ni sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ma dekkee loolu rek laa yaakaar mooy nekk sama kéeraay ëllëg walay sali amalun alqaaka ya amali si wal mahabbati wa taazimi wa salam jërëjëf oustaz Moussa Gueye dinañ ci dellusiwaat léegi nii muy président communauté collective internationale des talibé cheikh nga xamante ne ñu ngi waajal seen conférence bu mag boobu nga xamante ne ICCS lay am mu nekk date bu am solo muy jeudi 25 octobre 2018 alhamdulilahi rabbil alamin ba ñu nekk safar ñu dalal fii Ismaïla Sy muy wax ci ku tedd kooku nga xamante ne moo waral lii yëpp waaye tamit Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul liggéey ci liggéey bu am solo wane ci yoon boo xamante ne mbokk taalibe yi amaa naka ñu bëri buñ ci tënkuwee rek du ñu réer donc tey ngay soxna waaye nga bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamante ne sama xel dafay dem ci soxna soosu nga xamante ne liggéeyam du fay abadan daay man moo xam ci mim réew ba ci bitim réew muy soxna Zeyna Fall madame Sarr mi nga xamante ne ñoo ngi koy jooy boobu ba tey te noppee guñu waaye macha allah ki nga xamante ne mooy visionnaire bu mag bi nga xamante ne mooy Alaaji Ben Bass Diagne moom nga xam da ko doon dund di ko dund da ko doon dund ba taxawal li mu taxawal tey kon boog dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax 1er novembre ñu ngi koy waajal foofu ci stade Marius Ndiaye nga xamante ne li ko tax a jóg rek mooy santati buur bi yàlla di wax alhamdulilah alhamdulilah Nicolas mu nekk lu am solo bu ma tuddalee ñaar ñooñu li may wax ne rek mooy ki nga xamante ne dafa sopp Seydina Mohamed ak ki nga xamante ne dafay jëfee moom lu mu doon jëfee ki nga xamante ne dafay jëfee lu mu doon jëfee moom a ko gënal parce que tey am na ñu bëri ñu nga xamante ne ñu ngi naan sopp naa boo leen gisee ñu jëf rek amaana na nga ne accam yàlla nañ ci yàlla musal bu ñu nee doomi jullit bi ñu bëri amaana na dinañ ko yemale ci julleek woor waaye doomi jullit akkan dëgg gi ci ay comportement la te defe naa ne yonent yàlla Muhammad jàngale ne ko ci fànn yépp man nag lépp lu jëm ci famille daf maa intéressé moo tax bu ñu tuddee waaju ju màgg jooju damay faral di tooñ góor ñi nee leen dee leen roy ci moom ci nu mu daan doxalee ak ki nga xamante ne moom mooy ay soxnaam loo mënti mel noo mënti toll ak loo sikk attan na la da daan dem marché togg na bale na def na leneen ak leneen kon damay wax góor ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kër gi ñuy roy kilifa googu tedd googu nga xamante ne mooy suñu royukaay ñun ñëpp amaana na lu mu def il était parfait ñun tey dañuy roy et on tend vers la perfection xanaa rek li nga xamante ne la ñuy wax mu ñu jëfee ko alhamdulilah jërëjëf wax bi am na solo loolu waaye madame Dieye ñu moom it ñu ngi ànd ak moom muy borom Liska man xam nga du ma bëgg a wax sax ay secrétaire nangam ak nangam man dama naan madame Dieye mooy borom Liska ndax tey man bu ma xamee Liska yow yaa tax te loolu toi-même tu sais mii moo ñu ko may donc ñu ci sant bu baax groupe Excaf Télécom ci taxawaay bi maa ngi rafetlu di kontaan encore une fois ñu bokkaat plateau di ñaan di ko fekkee ay déwén yu bëree madame Dieye c'est partagé wax dëgg yàlla ni may waxee borom Liska su ma neexee ma ni borom DTV Nicolas parce que yaa tax ma ñeme DTV aussi c'est une grande boîte maa ngi ci magnifier vraiment liggéey bi seen kilifa Sidi Diagne aussi di ci def ak ñoom Mansour Sall nga xam ni léegi xaaratuñu sax ñun ñu ñëw ñoom ñooy ñëw ci ñun di ñu proposer ndax engagement bu wér engagement bu citoyen bi ngeen xamante ne jël nañ ko pour xeex cancer mu jóge Sénégal mais Nicolas particulièrement nekk koo xam ni il nous a permis dans un cadre assez particulier qui était TMTC, de parler de cancer, donc de choses sérieuses, mais dans un cadre où aussi dañuy mën a waxtaanee leneen ak leneen ndax dëgg feebar bi metti na waaye ñi ngi fiy dajeel ñoom tamit c'est les hommes de la vie c'est les hommes de la société maanaam di nga fi dajee ku nekk te man daal bokk na ci cadre yi nga xam ne dëgg waaw ñooy yi nga xam ne daal sawar naa fee ñëw parce que tout est allègre tout est voilà tout est simple c'est relax voilà parfois fun
ah yàqu ci dara gis naa leen keroog yaak Rose vraiment ngeen am émission bu fan lool ah ab Ismaïla di reetaan yu métti gis la yow tam ngay kii ça je trouve que sensibiliser baax na yeete baax na yar baax na mais nañ koy def toujours ci allégresse mais soo ma ko mayee rek waaw damay bëgg vraiment wax alhamdulilahi rabbil alamin waaw képp ku yàlla sàkk moo la gën a boo kuy jaay coof kuy jaay taar c'est le vrai ba dajeeg moom non da nga naan benn rek la l'original waaw l'original ak ñëpp ay photocopie waaw ñëpp ay copie nag duñu ay photocopie kii nii de ñun photocopie yu yàgg yooyu nga xam ne voilà mais original bi kooku kenn du moom dëgg la waaw donc bëggoon naa ci sànni ñaari kàddu ndax sëñ Ismaïla bi muy wax suma xol dafa yëngatu man suñuy wax ci Mohamed je frémis sama xol dafay am lu muy def daal ndax damay naan toujours rek ñun naka la ñuy mën a fayee sunu yonant bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñun julliti mënuñu ko fay et ce sentiment de vide ce sentiment de naka lañ koy waxee d'impuissance pour man war naa fu ma toll di ko liggéeyal di dox ci diine ji di wax ci diine ji waaw di ko sabbal di sabbal sunu borom te duñu ko def ba mu doy parce que waaw ñu ngi tënku ci jamono daf may metti moo tax fu ma ko dégg rek damay tiit moo tax maa ngi sant yàlla waaw xol bi day am lu muy yëg maa ngi sant yàlla tey di wax alhamdulilahi rabbil alamin partager plateau ak ku mel nii sëñ Ismaïla ñu ngi lay jaajëfal bu baax man ñii laa naw man àdduna ba mu daj ñii rek laay wër ñii ñoo la jaaxal ñii laa naan ñoo ma gën waaw ku ma gën a jege yàlla rek man naw naa la kon je dis que tey moom tey bett nga ma waaw bett nga ma tey kontaan naa trop waaw ah oui tey da ngay ñëw ñu ñëwee nii suba ngay ñëw ñu mais bii moom bu may ñëwati na nga ko sóoraale waaw dañ defaat bi macha allah ci defaat beneen sax waaw macha allah ak beneen merci beaucoup Nicolas maa ngi nuyu aussi ñoom Fatima Pape Ismaïla mademoiselle si ñi ma bokkal plateau bi yëpp maa ngi leen di nuyu ak askan wi ñuy seetaan merci beaucoup très bien merci beaucoup madame Dieye borom Liska nañu jàll ak monsieur Tom Gueye consultant assurance maladie tey ñu am yéene waxtaan ak yow lu yaatu ci loo xamante ne du yem rek ci entreprise mais mu day dem ci dundu doomu aadama ndax da nga ko war a consulter wax ñu bu baax mbóot yi nga xamante ne yu ci bëri ñu xamuñu ko waaye ñu ngi waxtaanee ku tedd ñu ngi waxtaanee koo xamante ne moo waral lii ñuy waxtaanee nii Ismaïla Sy moom moo ko tàmmalee donc du ñàkk rek nga am ci yëg-yëg am ci loo ci bëgg a seede laata ñuy dem ci biir waxtaan bi ma lay jaajëfal Nicolas jërëjëf di nuyu seen personnel déjà merci ak téléspectateur u DTV di nuyu aussi ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau di bëral nuyoo nag stage Ismaïla mën naa ko waxe noonu ndax xam nga yow da nga ubbi sa émission tëj ko ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam ku ko wax amoo leneen looy waxaat dëgg la donc moo tax nga ubbi ko tëj ko waaye nag mën nañ cee xuus tuuti barkeelu ci ndaxte li mu wax nii bi mu nekkee fee di wax man dama yàgg seetaan seen émission bi fidèle téléspectateur ma tontu la li Youssou Ndour waxoon rek bëri nga ci ay morom waaw bëri naa ci moom li ko tax mooy je suis journaliste de formation c'est bien je suis journaliste de formation mais format bi ak concept bi laa apprécié xam nga émission buy fédéré ay spécialistes yu bari ci benn plateau émission boobu dafa am solo trop nit ñi koy seetaan daañu jàng ci biir émission boobu lu bari ci ay domaines yu divers d'accord loolu moo tax mu am solo trop ki koy introduire fu nekk mu laal fa fu nekk mu posé fa question bu pertinente kooku dafa bari xam-xam. waaw mais ñoom la de donc loolu moo tax may nuyu ñëpp dañ may précédé de. mënuma ci nag def dara te duma leen jaale soxna Zeynab. jërëjëf bi nga xam ne vraiment kooku référence la woon. ci jigéen ñi référence la woon ci ñëpp. ci umma islamique yàlla jël ko à la fleur de l'âge ñu koy jaale yàlla teeru ko. ci àjjana yi nga gën a kawe. amiin waa Liska mi balaa may wax sama yëf. waa Liska mi waaw ay jàmbaar la yoo xam ne. ñoom ak ñeneen nag. ñu mel ni plateforme yi xeex ci affaire fistule obstétricale. d'accord gis nga ñooñu. parce que nag man je suis chef du service de communication de l'hôpital de Grand Yoff def naa fa 30 ans. c'était omi moom donc xam naa ci lépp. ñii li ñuy liggéey dafa mucc ay et bénévolement. xam nga tey jii li ëpp solo ci xeex cancer du sein mammographie la. ci seeni plaidoyer.
la mammographie yëpp bari ci Sénégal. ci seeni plaidoyer la hôpitaux yi wàññi tarifu mammographie ci période yi moom mi ngi ni toog. donc ñi jara jaajëfal la ñu. ñoom la ñuy def sax yëguñu ko. voilà yëguñu ko. dañ koy def rek muy engagement bu souverain bu ñu def. xoolal au profit et en faveur des femmes. mais en faveur des hommes. tout à fait parce que xeex cancer des seins du sein. dëgg la góor ñi ñoo ci war a jiitu. dëgg la parce que ñoo am yaay. ñoo am jabar ñoo am rakku yu jigéen. ñoo leen war a ci am boobu affection. ñoom ñoo koy njëkk a yëg. tout à fait donc du seen xeex yéen rek. xeexu ñëpp la. bien sûr ci li ma woo nag. waaw muy assurance maladie. bu ñu xam ne dañ koy. tey laa jël fii ngay chroniquer rek yow. parce que affaire bi neex na de. da nga koy pàcc pàccee di ko dagg di ko dem ah loolu am na solo de. di ko orienté. d'accord ci Dakar Dem Dikk. bi ñu ko introduire Dakar Dem Dikk IPM bi amul problème. mais loolu dinañ ci ñëw loolu thème la. loolu dañ ciy waxtaan. loolu moom dañ ciy waxtaan donc daal noonu laa bëggoon introduire. di leen gërëm di leen sant ci invitation di fàttali nag ne dama ñëw ci turu Mamadou Goudiaby. Mamadou Goudiaby secrétaire général syndicat bi nga wax ci Dakar Dem Dikk. d'accord tey ci suba rek la ñu def benn conseil d'administration bu centre médico-social Dakar Dem Dikk boobu. ñu ne lépp luy toucher communication centre bi. nañ ko bàyyi ak le consultant. loolu moo waral mu tànn ma. pour ma ñëw fii rek. macha allah jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax monsieur Tom Gueye muy consultant assurance maladie moom it dinañ ñëw léegi nii waxtaanee ko laata ñuy tëj ak Abi Sow damay jeexal ak ki nga xamante ne mooy El Hadj Madiamba Fall coordonnateur collectif international des talibé Cheikh ngir moo wax ma rek li ko marqué ci ku tedd ki ñuy waxtaanee. li nga xamante ne du ñàkk bëri na sax amaanaka mais du ñàkk mu am benn wala ñaar rek yoo xamante ne saa yooyu yeewoo di nga ko yeewoo wala saa yooyu tëdd di nga ko tëddaale. macha allah ñu di ziar bu baax Nicolas macha allah di rafetlu Serigne Ismaïl li mu fi wax ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di wax ni kooku mooy source création bi moom mooy aussi aynu rahmati moom mooy source yërmande. rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. moo tax ñu nekk l'essence même de la bonté pieuse moom mooy l'épicentre. mooy nga xam mooy source bi ci lépp ci moom la cosaan. d'accord donc moom moo tax même la existence de la matière ci moom la jógee la matière elle-même ñu ngi tukkee ci roxu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bu doon ak moom ñun du ñu mën a bëgg yàlla. bu doon ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñun nit ñi kenn du ci mën a gëm yàlla kenn du ci mën a bëgg yàlla ndax lay tax nit di bëgg yàlla ci moom la nekk. moo koy génnee mi ngi nekk ci. li ñuy wax nubuwa li ñuy wax leer gi ñuy wax nubuwa mooy tax nit di mën a bëgg yàlla parce que nit li muy bëggee yàlla amul ci li nit di bëggee 5 sens yi muy bëggee amul ci benn buy bëgg yàlla 5 sens yi nit di bëggee mooy nit lu muy bëgg rek daf ko xool bu rafet wala mu dégg ko son bi neex wala mu goûter ko mu saf dara wala odeur bi xeeñ ko wala mu laal ko tous mu am lu mu mel dégg naa dëgg waay mais yàlla nag doo ko gis doo ko dégg du la xeeñ doo ko goûter doo ko laal waaye da nga koy yëg nit da koy bëgg bay jooy loolu fu mu jaar amul bëgg mais nangu nga ne dañ koy yëg dañ koy yëg bu baax alhamdulilah yëg boobu fu mu jaar d'accord parce que li ngay yëg yow da nga ko foog nga yëg ko à travers ces 5 sens yooyu tout à fait soit da nga koy gis wala nga dégg ko wala nga laal ko wala mu xeeñ la wala nga goûter ko mais moom yooyu amu si donc moom bi yëg gi nga koy fan la jaar dëgg la akay loolu mi ngi jaar ci ruux gi te ruux boobu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki ñuy siy branché d'accord moom moo branché wu ci yàlla yàlla bu jëlee woon ci boppam directement binduñu création bi dafay am problème parce que duñu mën a àttan loolu waaye foog mu jaarale ko ci benn tame moo xam ne moo koy segg filtré dafa wax benn wax bu ma neex mooy filtrage waaw mooy lim ni yonent bi jikko yoo mën a yor rek àttan na ko loolu c'est très important noo mën a mel rek àttan na la wallaay ndeysaan noo mën a mel ci ay sikk ak ay défaut ak ay nangam xajoo na la ñun peut-être aujourd'hui tey ñu mën ci loolu ci ñun bariwul bu ko defee nag tàggat boobu nekkul ci jàng rek tout simplement histoire am lii la defoon parce que lu tax nga mën ko mais tàggat moo mi ngi nekk nga tarbiyee ko ci sa ruux ba tax mu installé ci yow jikko yi tax nga mën a xajoo nit macha allah moo tax c'est très important te defe naa ne Sénégal tamit foofu la ñu toll exactement tàggat boobu noonu l'éducation jàngale rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nekkul mënu nekk ci texte rek d'accord naan nit ñi baax leen du tax ñu baax parce que boo ne maa muñal xam naa ko dama war a muñ mais je peux pas d'accord je peux pas tout à fait pourquoi mënu ma ko absolument donc c'est ça le problème donc dafa am lu ñuy defaraat dafa am lu ñuy tàggataat ñi man dafa am fu ñu def benn tarbiya buy tax sama ruux sama xol mën a attan li mu attanul ma mën a xajoo li ma xajoowul ma mën a muñ li ma muñul woon loolu nag di nga ko def ci ñaari nature léegi dinañ teg nit ki jaarale ko ci ay yoon di ko yar beneen dinañ ko def loo xamante ni si lu ñu koy zikkër loola mu nekk lu muy jàng la moo tax nit di julli ci yonent bi julli ci yonent bi dafay tàggat nafs dafay defar ruux ba nit mën a bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba mën a am jikko yu baax dëgg la moo tax salaatul faatihi wala salaatu ala nabi dafay delloo ci bakkan
dafay defar bakkan waaye boo bëggee ruux gi defaru nag kooku da ngay utiliser leneen ñuy wax jawharatul kamal. très bien parce que loolu dinañ ci ñëw léegi nii incha allah yaa ngi may saf Taïb Socé ci kanam gi waaye pertinence bi sa nijaay la ndax El Hadj Fall la sant El Hadj Madiama Fall oustaz Moussa Gueye moom ki may saf moom mooy grand vieux sey xam nga ko waaw xam nga ko te muy yëngu ci wàllum njur ak njanaaw muy taalibe Cheikh bu mag waaw moom it nit ku baax la ñu ngi lay sargal bu baax oustaz Moussa Gueye président communauté collective internationale des talibé Cheikh ànd ak El Hadj Madiama Fall muy coordonnateur collectif international des talibé Cheikh la ñuy wax nag tagg nañ sa maam wax nañ ci sa maam ana lan nga koy tëjee ginnaaw balaa ca ñuy dem di xool liy gën a fës ci actualité internet. waaw Nicolas daanaka lépp luñ ci wax rek ñi nekk ci plateau bi waxoon nañ ko luñ fi wax yëpp répétition lay doon mais kenn du Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ndax lépp lu tax wax rek tey moom la donc dafa am lu ma marqué ci taalifam mooy ne ñëpp benn lañ wax na murit wax tiijaan wax xaadar wax laayeen ne ñëpp ku ci nekk foo bokk rek mais yoon bi fi mu la jëmee benn la kon donc comme ñu ngi jëm ci màggal Touba xam nga ku ci nekk di nga fa fekk murit di nga fa fekk ku ne pour wane ni Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar message am firndeel na ko wan ni ñëpp tey ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lañ jokk ñëpp moom moo leen tax a jóg Nicolas dëgg la màggal bi sax boo gisee bu taxawee sax xam nga ne Seydina Mohamed a tax ndax kii di woote ci màggal bi ngir ñu santalee ko boromam moom li mu njëkk a gëm mooy Seydina Mohamed ndax tàgg na ko fu ne ndax moo ko jaral lu ne lan ngay tëjee gis nga li nga fi indi plateau boo xamante ne ku ci nekk gis na ci boppam ndax jëmm ju tedd boobu nga xamante ne moo ñu waral moom nga yëkkati yaram yi daw waaye ñu am lu bëri lu ñuy yëg Ismaël. waaw di sant yàlla rek. alhamdulilah sant di julli si yonent bi. ndax maanaam ñun matuñ li ci baax rek yàlla la maanaam comme que di sant yàlla ba ko nit ñi rafetlu. mais yaa ngi lumière divine buy jaillir ci sa kanam man su ma lay xool ni dafa am leneen lu may gis Ismaël xanaa da ngay fa guddi gi da ngay dem foofu ñëwaat. non damay góorgóorlu rek. damay góorgóorlu en tout cas man damay góorgóorlu. di jéem a roy lu ma mën si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. li mu daan doxalee di gëstu si moom. waaw di julli si moom. waaw loolu daal man si laa bëgg a sax. parce que fa laa nekk. amiin yaa rabbi mu nekk lu am solo loolu moom dañu la ciy ñaanal rek. bu baax a baax te kii aussi ma bëgg wax ne. lii dama koy génne livre. da koy génne am na yeneen dinañ ci ñëw léegi nga gën koo yaatal incha allah ndax xam nga bàyyee guma la ñoo ànd maag yow lu dëgg Ismaïla waaw kii di réaliser noonu la tudd Ismaïla waaye xale yi yàq nañ tur ba waaw ko ay pays mu dem ba affaire bi xale yi jigéen ñi wax léegi pays yow fexeel ba bu ñu la wooyee pays nag nañ lay wooyee Ismaïla Sy bëgg nabi waaw lu dëgg waaw moom laa bëgg ñu may wooyee jërëjëf noonu lañ lay wooyee incha allah yow amoo ma rek yàlla mi am fay yàlla la fay nañu ànd ak Abi Sow ñu xool li gën a fës ci actualité de l'internet c'est tout de suite comment doo ñu dimbali loolu tolki bi wala nga fay ko Nous démarrons cette première actualité de l'Internet si on se réfère à Dakar matin, report de la signature de convention avec Tosyali. Nicolas finalement nag gouvernement bi mujjul signé convention bi mu doon def ak homme d'affaires turc bi di Fawut Tosyali ki nga xam ne nag moom entreprise bi nga xam ni moom même tur bi la di Tosyali tamit ci lu jëm ci exploitation fer bu Falémé xibaar bi nag daal di tukkee ci Sophie Gladima Sibi moom sax mooy ministre des mines ak lépp lu jëm ci wàllum géologie moom nag daal dinay justifier report boobu la signature ndax nee na calendrier président dafa chargé trop ndax nag démb dongu la jóge foofee ca Casamance ginnaaw bi mu fa defee 5 jours léegi nag nee na retenir ñu benn date mais nag madame Sibi dafa rek daal di weddi ne nekkul pression bi nga xamante ne si moom la 11 candidats yi doon tekk depuis démb ba tey pour ni ne dañuy signer pétition pour que bi lekk accord ñu bañ koo signer Nicolas. Très bien même bu nekkee dafa subir pression wu 11 candidats déclarés yi c'est de bonne guerre ba tey loolu day wane ne rek Sénégal la dañ koy waxtaanee loo ci munti gis ndax réew la boo xam kenn du ko pàccoo dañ koy pencoo Pape Ousmane. On aura fait un grand pas bu fekkoon tey Sénégal dem na ba lépp lu ñu yëkkati. ni njëriñu askan wi ñu laaj ko ñi xam. ñu mën cee wax yéeg ci yàbb. on aura fait un grand pas. suñu demee ba am Sénégal boo xamante ni ci lañ jëm de du ñëpp doon expert ci lépp. waaye it experts yi bu ñu demee ba ragal yàlla jiitu ñoom
ak serment bi ñu def ci seen i liggéey ba bu ñuy wax ñu objectif ci ca la ñu mën dañu def grand pas coloration di am politique du ci rax dara du ci ay partisans yooyu c'est-à-dire ñun Sénégal loolu moo ñu njatt ba kiy wax sax même boo dee expert ci domaine boobu dañ naan fan la ne est-ce que la muy wax jënduñu ko est-ce que wéeru fi yu nangam loolu moo yàq suñu réew moo tax yenn débat d'idées yu am solo yi nga xam ne dafa war a am benn jeexatal ci askan wi ñu mën ne lii ñu yëkkat ci feer bi kat fan la bàyyee ko ñi ñu ko war a jox nan la ñu signé ak ñoom charte yi lan la est-ce que Sénégal na ci gagné nangam ñu xool ñi nga xam ne si xam-xam ñu ci ñu wax ñu peser le pour et le contre ne kat lii mooy njëriñu Sénégal on aura fait un grand pas mais malheureusement lu mel noonu duñ ko gis souvent ci question yi mel ni tam solo. Très bien mu nekk lu am solo loo xamante ne war nañ koy mën a di gis comme ni ko Pape Ousmane di waxee monsieur Tom Gueye vous en pensez quoi par rapport ak li nga xamante ne fan yii yëpp indi woon na wax bu bëri ba opposition bi am ci taxawaay bu ñu ci taxawee. li ma ci gis. oui. mooy dafa nekk lu baax. d'accord soxna si wax na ko. xam nga yooyu it wax nga ko léegi xam nga bu fekkee lu ñu war a def waxtaane ko pencoo ko ci ay questions vitales yoo xam ne dafay toucher l'ensemble des populations. ndax mandat le temps d'un mandat n'est pas le temps d'une vie. Tout à fait. ndax mandat 5 ans le 7 ans. àdduna nit nag dundam ëpp na loolu. pour la plupart du temps. bu fekkoon ci pétrole ba ca or ba ca gaz ba. def nañ loolu coow li tey dina gën a wàññeeku mooy fàttali rek président Kéba Mbaye li mu waxoon. li muy def discours inaugural une fois université. naan la politique politicienne est le métier le plus facile au monde. Elle ne nécessite ni apprentissage ni formation. amul dara loo xam ne kii na ko loolu nag dafa bari ci dëkk bi ba tax doo xam kan mooy wax dëgg fan la ñàkk dëgg féete nit ñëpp dañuy yeewu de mais li mu ko waxee léegi bu ñu bàyyi woon débat yi ak ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci loolu je pense que yëf yi dina gën a yomb yëf yi dina gën a oyof. D'accord laa ci bëggoon sànni. Très bien Fatima. man je me dis que rek waruñoo toog di wax ne xamuñu kan moo nekk expert ci ban domaine man gëm naa ne nit du judd rek daal di nekk expert ci bépp domaine ku ci nekk xam nga kan mooy sa papa. pour bañ a wax bàyyi comme nuñ koy waxee. man je me dis que ku ci ne xam nga kan moo la sut. ku la sut waaw ku ci ne di nga xam kan ngay wax njool. voilà ku ci sa papa. waaw wala ku ci sa maam. waaw bu yow moom booy wax papa moom dañ la koy nangul ndax yaay bébé maman. te bébé maman mënul am te papa du am du dëgg. mi ngi noonu voilà. ku ci nekk xam nga ki mooy sa papa d'accord n'est-ce pas ay waay waaw kañ nga ñuy bàyyi nag kañ ngay dem nag ba tey yaa ngi ci papa de waaw waaw yaa ngi dégg léegi nag problème bi mooy nit ñi dañuy faral di jiital li nga xam ne moom mooy seen intérêt personnel mu mel ni daal ragal yàlla dafa deñ ci nit ñi parce que ñi nga xamante ne ñoom ñooy politiciens yi àla kulli haal xam nañu li nga xamante ne ñoom loolu la ñu moom ak li nga xamante ne askan bi moom moo ko moom mais bu fekkee ne à chaque fois dañuy jiital li nga xam ne moom mooy seen intérêt personnel te ragaluñ ci yàlla genre affaire yi rek moom mooy faral di am mais man li ma ci rëccu rek mooy surtout génération bi nga xamante ne ñoom ñooy xool si ñoom bu ñu naree jël exemple si ñoom xamuma Sénégal suba nan la war a dem. Très bien mu nekk lu am solo loo xamante ne Fatima moom la participé ñu jàll ak Abisso ngir mu tëj mu clore ces premières actualités de l'internet mi nga xamante ne ñu ngi ci sukkandiku ak Dakar Matin. waaw Dakar Matin lañ ci sukkandiku mais gis ngeen depuis démb ba tey ñu ngi wax ay pétition 11 candidats yi nga xam ne dañoo wax ni rek dañuy nekk ay candidats ci présidentielle yi nga xamante ne moo ngi ñëw ci atum 2019 mais loolu lu ci gën a marqué wu ci convention bi Nicolas mooy rek 4 mois donc moo dese président ci kiiwam mandat 4 mois moo ci des léegi 4 mois dese la nga bëgg a signer benn contrat bu nga xam ne ay année la loolu xamoo ndax dinañ la falaat am duñ la falaat ku la wax tamit da koy signer non au fait dañ ko waroon signer tey lu tax signer wuñ ko mooy calendrier waa démb waaw lu ñu waroon signer démb lu tax signer wuñ ko mooy calendrier président dafa chargé d'après ministre des mines xam nga ne bu ko bëggoon signer dana ko parce que signer 5 jours la def Casamance donc joxeegul beneen date peut-être que tamit opposition bi nee nañ pression bi ñu ko teg moo tax xëy na signer wu ko mais aussi li ma la wax léegi rek Sénégal ñun ñëpp koo xam ne 4 mois moo ko dese est-ce que question qui se pose war na signer un contrat buy durer ay ati at xamoo ndax dinañ la fal am déet. waaw loolu moom war a ko signer moom. voilà waaw loolu moom war a ko signer. bi ñaata at la. ah ba léegi mu ngi def. waaw kañ lañ ko signer. ak yeneen am na ñun contrat yi ñu signé ñu yoo xamante ne dafa jéggi ay génération yu bëri. mais je pense que loolu jàngal na leen ñu xam léegi raison garder ñu xam li ñu war a def ak li ñu war a def ndax. mais ñu xoolaat contrat yi ñu jot a signé pourquoi duñ def assise ci contrat yi nga xamante ne Sénégal ci coopération. en tout cas expert bu ki nga xamante ne xelam màcc na ci wàllum pétrole nee na loolu
moom nañu ci génnee suñu xel li nga xamante ne moom mënatuñ ko négocier waat renégocier nañ ko bàyyi mu demal boppam ndax sorti Ousmane Sonko bi mu def experts yi derrière génn nañu ñu wane ne que ne voilà mais am na yoo xamante ne nag faaw ñu càmbaraat dafa am ay risques quoi am na renégociation yoo xamante ni dafa ànd ak risque soo ci àndul ak xel population yi lay lor ñun lay lor dafa sensible wala c'est important yu mel nii jar na ko waaw très bien kon nañ koy waxtaane ndax loolu mooy tax réew dem ca kaw ca kanam ci lu baax nañu ànd ak monsieur Tom Gueye consultant assurance en maladie ñu waxtaanee Dakar Dem Dikk problématique autour de la gestion de l'IPM Pape Ousmane. bu ñu la doon laaj lan mooy IPM nga bëgg ko faram-fàcceel ñi nga xamante ne ñu ngi lay déglu di la seetaan lan nga ci mën a wax. IPM moom mooy institution de prévoyance maladie. muy benn kuréel boo xam ne dafa laal sécurité sociale population yi. xam nga Sénégal dañu appliquer benn système de sécurité sociale pluriel. ça veut dire risque accident de travail. dañ ko jox. caisse de sécurité sociale moo koy gérer ak moom ak risque maternité IPRES ñu jox ko risque vieillesse ba pare créer nag beneen branche buy gérer benn risque muy risque accès aux soins mooy IPM yi ba tax na entreprise bu am Sénégal bu fekkee ne mat ngeen 300 personnes da ngeen war a créer IPM su ngeen 300 personnes da ngeen war a dem lonkoo ci benn but IPM boo xam ne dafay fédérer ay IPM yu bari ñi nga xam ne employé matuñu loolu. d'accord loolu moo tudd IPM inter entreprise. léegi nag Dakar Dem Dikk mat nañu 300 ëpp nañu ko 3500 la ñu tey. donc c'est-à-dire boo nee prévoyance maladie lan la boo koy tekki ci baat pour ñu. prévoyance maladie. mooy di aar feebar. mais di faj feebar aussi. bi nga xam ne mooy dal ci njabootu travailleur. ci travailleur ak ci ay épouse travailleur. léegi ki ko bëgg a comprendre maanaam ne man soxlawu ma sax may sukkandiku ci IPM. su ma feebaree am naa mooy mun naa dem faju léegi ban différence la am ak ki nga xamante ne xëy na moom magaca kee yor di dem saa yu feebar. c'est-à-dire que bu fekkee da nga nekk ci entreprise. obligatoirement bokk nga ci. ndax loolu c'est une obligation. duñ la laaj sa xalaat ndax d'accord. li ñuy wax def kañ mooy dañuy organiser ay élections. pour élire le collège des gérants de l'IPM. ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a yor. président trésorier et cetera et cetera bu ñu leen élire ba pare nag après ñu toog nag di doxal seen mais nekk institution bu autonome. nun koy doxalee ci wàllu cotisation yeeg yooyu tamit. cotisation bi dañ koy prélever directement ci salaire travailleurs yi. ba pare travailleur bu nekk sa emploi daf lay cotiser en même temps. ça veut dire bu travailleur di cotiser 3000 emploi daf lay cotiser 3000. keneen 3000 mooy ki koy liggéeyloo ki koy liggéeyloo. donc loolu obligation la ci bërëbu liggéeyukaay yépp pour que boo feebaree. sa IPM boobu moo lay délivrer li ñu naan lettre de garantie nga dem faju ci hôpital. buñ la bindalee ordonnance IPM bi délivrer le bon de pharmacie nga dem ci pharmacie bi jël sa garab. te doo soxla di fay. te amul fay. léegi nag li ngay fay nag mooy ticket modérateur mooy li naan IPM bi 70% lay jël en charge 30% yi agent boo koy jël. te booy faju ji mën nañu defaral lettre de garantie à 100%. sinon bu ñu indiqué ne 30% ñoo ngi ko fay sur place da ngay fay 30 mais 30% de 5000 consultations égale 1500. 30% de 5000 bu jar garab égale 1500 donc loolu dina oyof ci liggéeykat bi. te xeetu maladie yëpp lay jël wala dafa am ay. lépp lay jël ba mu des ay soins esthétiques. ça veut dire boo melee ni man samay nopp ëppante may dama ko bëgg a wàññi tollal la ko ba mu rafet loolu mooy soin esthétique loolu du ko nangu. maanaam dafa cher. non du soin médicaux. loolu soin esthétique la soin médicaux ak esthétique du benn. du benn esthétique mooy damay def benn correction pour être beau. chirurgie waaw ñu gisee ñoom. damay defaraat sama nopp ba mu bakkan ba mu rafet damay yooyu. mi ngi mel ni nga dem pharmacie aussi parapharmacie bi duñ ko jël en charge. parapharmacie mooy yeneen yi ñuy jaay ci pharmacie te bokk nekkul ay garab. mooy ay biberon. mooy ay coton mooy ay même vitamine. ak fer am na IPM yoo xam ne dañu ko exclure seen assiette de prise en charge ay parfum. alors léegi li xew Dakar Dem Dikk ñuy wax ni cotisation IPM bi dañ ko détourné ñu ci am ñuy ji naan fañ waroon def xaalis ba defuñu ko fa créé nañ benn centre médical demewul noonu ak yu mel noonu coow lu bëri loolu lu mën a nekk la. alors loolu li ko waral mooy incompréhension. parce que IPM li ñu ko sas mooy wax naa ko léegi na faj nit ñi jox leen garab IPM Dakar Dem Dikk bi ñu ko defee ba tey bi ñu tolloo ba équipe bu bees bii di ko yor dafa amee woon bor 300 millions. depuis kañ lañ ko taxaw IPM. ci depuis naissance Dakar Dem Dikk 2000. yaa ko taxawal. non. IPM bi direction bi moom moo koy organiser. mettre ko en place
élire ñi nga xam ne ñoo ko yore ba pare teg leen nee ñu koy doxal ku feebar ñëw fa ñu jox la lettre de garantie nga dem principal faju nga dem Dantec faju nga dem CTO faju bu weer deewee ñooñu yónnee IPM bi facture IPM bi fay gis nga ci transaction yooyu te la IPM bi amee hôpitaux yooyu ak pharmacie yi 300 millions et plus ba tax na nag boo demee tey hôpital principal ñu ne la suspendre nañ ko soo demee Dantec suspendre nañ ko boo demee CTO suspendre nañ ko l'IPM est là suspendre nañ ay sociétaires am léegi nan lay def parce que dafa war a toog les bras croisés lu initier benn action pour que ñi nga xam ne ñoo fay cotiser ak seen i ayants droit. mais reversement yi dafa waroon automatique. reversement ban. c'est-à-dire bu fekkee. reversement bi automatique na. mais bor yi la. IPM bi am ay bor. mais ñu ngi reversé c'est vrai que léeg-léeg moo am lenteur. mais du lenteur yi moo justifier suspension bi. ndax bu fekkee ne xaalis bi c'est pour fay hôpitaux yi c'est pour fay pharmacie yi hôpital bu ñëw nga defaral ko chagam mu dem léeg-léeg demande bi ëpp offre bi. léegi ci problématique bi lan mooy. ci problème bi mooy amee nañu plus de 300 millions de francs. léegi nag ñu suspendre leen ci hôpitaux yi ak ci pharmacie yi. d'accord amatuñu fa ñu dem faju ji. ma yeggali foofu. léegi ñu ne il faut que ñu créer benn système boo xam ne suñuy ayant droit daañu mën a faju ndax ñi ngi leen di dagg chaque mois. ñu leen dagg. waaw te mënuñu faju léegi ci lañu xalaate bi ñu ma contacté ma xelal leen pour que ñu mettre en place benn mutuelle de santé. mutuelle de santé boobu ak ay ñu def ci formation depuis 2013. pour que ñu xam naka la doxalin bi ak tëralin bi nekkee ci mutuelle de santé mutuelle de santé IPM la rek mais IPM social. D'accord mais mooy nag la solution définitive mooy ngeen créer seen propre centre de santé am seen i médecin am seen i médicament am seen i outil diagnostic mooy laboratoire ak ay échographie am seen lépp jël seen i malade di leen faj directement. Très bien Fatima loolu mooy solution. D'accord Fatima. loolu sax laa la bëggoon laaj parce que damay faral di dégg tamit assurance maladie IPM ak li nga xamante ne moom mooy mutuelle de santé ndax benn la am déet beneen bi mooy ne da nga wax ne dafa nekk obligation ci entreprise bu nekk ñu am IPM. entreprise yi nga xamante ne nag amuñu ko ñoom dañoo wàcc yoon ndax am ngeen daan wala am na loo xam ne war nañ ci mën a topp. C'est une pertinente question. Assurance maladie mooy lépp luy IPM lépp luy mutuelle lépp luy assurance privée yi ay AXA assurance yo loo leen boolee ñoom ñëpp ñoo tudd assurance maladie mooy lépp luy supporter financièrement accès aux soins de personnes yoo xam ne ñoo fay cotiser mooy tudd assurance maladie mooy global bi. Maintenant amul entreprise nag bu war a am sañ-sañ di employer ay doomu aadama déclaré wu def lépp ba pare joxoo leen système assurance maladie am na ñett am na nee nañ la am na pour ñi nga xam ne 300 mat nañ 300 leen war a defaral benn seen biir ñu koy cotiser di ko gérer. D'accord matu leen 300 ngeen bokk ci benn IPM inter entreprise loolu la loi bi wax et ça c'est la loi. ku ko deful yaa ngi jalgati yoon man je me souviens am na ay temps dama def les maisons de presse là der abu ci assurance maladie am na ku ko ci amoon mais après sooxe na mais ñu noppi ma ne waa mais attends je vais faire une tournée auprès des patrons de presse pour defaral leen benn mutuelle de santé de la presse boo xam ne ñoom ñëpp lay boole ku ci am kilo mais xam nga nag jot gi ak temps bi mooy mais je sais que les maisons de presse moom war na leen utal assurance maladie. Très bien Abisso. Voilà début octobre déggoon nañ liiroon nañ benn communiqué boo xamante ne si pardon syndicat nouveau des travailleurs Dakar Dem Dikk ñoo ko siiwaloon pour laaj ne dañoo bëgg ñu amal audit ci seen IPM boobu parce que doxalin bi ñoom dalul seen xel may laaj audit boobu fu mu toll. Alors audit boobu ñi nga xam ne ñooy conseil d'administration IPM bi ñoom ñoo ko war a def quand tu es externe à l'IPM amuloo yow possibilité ne da ngay def audit parce que audit da ngay fay cabinet d'audit mais audit en fait acte de gestion la c'est pour xam nga ñoom dañu jàpp ne audit c'est pour sanctionner nangam or audit acte de gestion la mooy fan laa toll ci tëralin ci doxalin est-ce que samay ressources humaines mat na càmbar lépp la y compris loolu donc audit dafa baax ci kër yëpp te centre médico-social bu ñu toogee ba démarrer
daañu def effectivement seen auto-évaluation xool actuellement nii lan la ñu def ci dépense lan la ñu def ci investissement matériel investissement ci ressources humaines investissement ci ressources yoo xam ne moom mooy doxal kër gi loolu moom mooy doon seen audit bu ñuy def mais pour ñoom lay doon léegi ñee di wax problème bi leen rek la dañu war a dem nag en novembre élection IPM encore IPM bi réalisé centre médico-social bi bu fekkee ne ubbi na ko yaakaaruma ne élection kenn dina ko gañeeti léegi nag man su ma nekkee beneen syndicat xam loolu damay jéem a empêcher loolu ubbi am na ko wax léegi intérêt personnel loolu rek la mais ñi fi nekk tey suba dañ fay jógee ñëw ñu di kaas ñëw gérer bu ñu ñëwee ñëw gérer lépp donc yëf yi c'est roulement la boo xam ne ku ci nekk mën nga ñëw bul la day tourner mais d'accord ma trop d'ailleurs du ma ci ŋàññ kenn naa parce que ñoom ñu ngi seen kile mais affaire du syndicalisme la ñuy def ci loolu mais defuñ ci affaire du geste parce que hôpital moom ñu nit ñi du ubbi loolu bu ko waa lislaat jusqu'à déggee sax ñooy takku ñëw bëri pour mu ubbi pour ñu mën ci faj ay cancer pour ñu mën ci faj ay mammographie mën ci def ay examen mammographie donc loolu dafa am importance ma leen di wax ni même imaamu Cité Lobatt Fall bi ajjuma ji loolu la def xutma nee na hôpital xaaral ma terminé ki la yónni dafa jiite organisation syndicale c'est-à-dire li ngay wax nii aussi ñun lay bi nga ci jox nii lan moo ñuy wóor ni que ni coloré wu un peu xam nga kooku ma yónni il est membre du conseil d'administration de l'IPM pour man IPM en même temps jiite syndicat aussi attends man pour man IPM bi ngeen ko oowee parce que laaj nga ma sax ndax syndicat boobu xaw ma sax pour syndicat bi non xaw ma ko ce que je sais mooy lui en tant que membre administrateur de l'IPM ñoom ñoo ma jël comme consultant pour me réaliser leen loolu d'accord mais syndicaliste la rek xam naa ko et c'est le syndicaliste majoritaire foofu moom moo tax te comme IPM affaire syndical affaire vote la ñoom ñooy gagné problème bi loolu amul secret syndicat yi ñoom ñooy dem ci compétition bi syndicat bi gën a bari rek ñooy gagné léegi ñoom ñoo gagné léegi ñooy administrateur bi noonu la demee mais nekkul jàpp ne daal coow lu bëri de mooy ñi nga xam ne ñoo minoritaire ñoo bëggul centre médico boobu noonu xam nga coow ñuy xam ne ci actifu ñee la coow bi ci buntu teen bi ñu amul baax Très bien, merci beaucoup. On y reviendra tout à l'heure, Inch'Allah, toujours avec M. Tom Gueye, muy consultant assurance en maladie. Nous allons waxtaanee Dakar Dem Dikk problématique autour de la gestion de l'IPM. ba tey di leen fàttali ñu ngi ànd ak Madame Dieye borom Liska, le temps de la prise de conscience du cancer du sein, mais aussi di leen fàttali événement bu mucc ayib bi nga xamante ne moo war a am foofu ca CICES ñu nar ci ànd ak Oustaz Moussa Gueye, président communauté collective internationale des talibés Cheikh, ak El Hadj Madiama Fall, coordonnateur collectif international des talibés Cheikh. Donc muy conférence boo xamante ne thème bi li ñu ci war a waxtaanee jëm ci vie et œuvre de Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu. Donc mu nekk lu am solo loo xamante ne dinañ ci ñëw léegi nii incha allah. dégg nga li nga xamante ne ñu ngi koy waxtaanee lépp rek dem ci réew mi waaye tey ak taalif yi nii nga xamante ne yaa ngi koy def projet yi nga ci am bëri na mais ban vision nga ci am mooy maanaam tey lan nga ci yaakaar indi comme coppite mu nekk innovation. pour génn bi. ci li ngay def nii maanaam taalif xam nga yàgg nañoo dégg doom ñi def ay taalif. mais yow indi nga sa façon ak manière. léegi lan nga jàpp ne moom nga apporter de plus par rapport ak ni ñu doon taalifee démb. waaw man li ma jàpp mooy parce que peut-être rime bi ak aussi objectif bi parce que. looy parceriser la wala yow doo parceriser. man duma parceriser parce que lu may bind moo bëri. d'accord. presque bind naa lu toll na 12 ak loo xam ne nii bind gu moo ngi ma kii que te defaraguma ko. presque ëpp na 50 lu bëri daal dafa bëri. léegi man damay faral di bind su ma toogee nii defuma dara damay bind léegi su ko defee après dama koy boole nag. waaye am na loo ko booleel du taalif rek mooy sa liggéey am nga métier. waaw man nekkoon naa bon animateur la woon ci dunia bu Fatick. ah bon ak Daara. d'accord liggéey naa. loo fa doon animé. bon doon naa technique. mooy technique di. waaw nekk technicien d'accord daana animé sax ay musique. ah bon waaw. kon affaire bi da la feeñu dafa lu la feeñu nga baax nga viré. waaw xam nga rek yàlla moom. bon da nga doon animé musique ay loo doon teg musique. dama doon bon musique rek comme musique. comme lan nga mujj teg.
musique bonne musique nga mujj teg. comme musique mu mujj teg comme. comme. waaw bon. rajo nga nekkoon. xam nga yàgg na nekkoon nga parce que déjà. ba mu jugee rajo. waaw. instant mi damay def maçon. d'accord. maçon laa quoi mooy instant mi moom laay def. d'accord nekk maçon. mooy sa métier fi mu toll. fi mu toll nii mooy mokk na. waaw maa ngi góorgóorlu la. très bien mais ba léegi bëggoo ma wax musique bi nga mujj animé. ci rajo Dunia. waaw yàgg na dafa yàgg. waaw mais boo doon animé noo doon def. boo doon animé noo doon def. comme li ngay def rek. naka laay. fii télé la te yow rajo nga doon def. jamono la woon rek. tontu woo ma de. non yaa ngi réfléchir de. non réfléchir ma sax. parce que comme li ma la wax rek. xam nga jamono boobu noonu. d'accord boo gisee lu tax ma jógee ci sax bon peut-être bon am na loo xam ne nii. bokkul ci sa yoon. du yow parce que ba ma koy def sax man je sentirais ne que bon am na lu doon bañ ci man quoi. d'accord te loolu bon. tout à fait xam nga nit ko ne ak fi mu. bien sûr bien sûr. dañ ne lépp yoon booy làmbatu da nga dajeeg lu ne. d'accord balaa ngay daj. waaw loolu nag bon parcours la boo xam ne jot nañ ci jaar. da nga koy gént léeg-léeg ku tedd kii wala day seen diggante yéen ñaar naka la tëddee. waaw xam nga ki nga bëgg. ki nga bëgg lu ñu ne xol day gisee. waaw ki nga bëgg. maanaam déggoo ñu ko yow ñu ne xol day gisee. waaw xol day gisee kay. kon ki nga bëgg déjà day am luy feeñ ci yow ci moom. d'accord da ngeen di gisante quoi. très bien te loolu dafa nekk loo xam ne man dafa yàgg ci man. d'accord Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam parce que dama ko mës a bëgg. su ma ko déggee. surtout waayam wala ñu koy tagg wala dafa am lu muy def ci man. macha allah te aussi su may julli sax damay ñaan yal nañu yàlla saxoo ñu topp ñu saxoo jikko yonent yi. d'accord man dama ko soo ma jullee lu laay ñaan. d'accord yal nañu yàlla defal ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam. très bien mu def ñu am ci. macha allah xol day gisee waaye am na koo gis ba bàyyi ko kër ga wala déet. waaw am na. xam naa su ma ko nuyu moom dana ma. di nga ko nuyu kañ parce que il faut nga wax ma kan nga nopp loolu moom mënul ñàkk loolu ci émission bi la bokk du dëgg. ci baaxu émission bi la bokk. Fatou Dieng la. Fatou Dieng. Fatou. Dieng moom nga lan. mooy sama soxna. moom nga nopp. mooy sama soxna moom laa nopp waaw. moom nga nopp waaw d'accord. Très bien, on se retrouve tout de suite après cette page de pub. On est toujours dans Toi-même tu sais. defoon nañu ko 2015 def ko 2016 dàbbali ko 2017 seen télévision DTV nara dellooti buum ca boy boy ba ci màggaluk Touba ak 2018 gi nawoon fa woon njëkk fa mujj fa ci dëkk bu sell bii di Touba nara mobiliser équipe bu am solo desk religieux bi rédaction bi technicien yi caméraman yi son ak vidéo mobiliser wu ne ila Touba ngir ngeen dundu dëgg-dëgg màggal gi ay plateau spécial documentaire reportage ak décryptage ànd kook ay kàngam ay borome xam-xam ci yoonu murit DTV yëmu ca li ko tàmbale benn fan ba fukki fan ak juróom-ñaar safar saa yu 21h jotee da ngeen am plateau bu am solo lépp jëm ci njàngalem Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñi koy seq ak ay boromi xam-xam lépp ngir waajal màggal gi DTV fàttewul diaspora sénégalaise bi fu ci waay mën a nekk àndal ak DTV ngir dund dëgg-dëggi màggal gi màggal Touba 2018 fii la ci seen télévision DTV. Très bien, on se retrouve pour la deuxième manche dans Toi-même tu sais, de remercier les Sénégalais de l'extérieur, de la diaspora yi nga xamantene ñu ngi bàyyi xel grâce à l'application DTV Sénégal ou le site internet muy www.dtv.sn. Sénégalais yu bëri ñu ngi fii ci mim réew di wétalu ko bu baax Toi-même tu sais ñoom ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di souhaiter joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour. Santé, bonheur, prospérité, succès et beaucoup d'argent. Ndax loolu moom la gars yi di ñaan saa su ne Pape Ousmane loolu lay wax nee na nu mu munti demee daal nañu am
am lu ñu def suñu poste ngir mën a sagal suñu bopp bu baax a baax donc loolu mu nekk lu am solo maa ngi leen di fàttali ba tey bouquet TNT by Excaf nga xamante ne jamono ji yaa ngi ñuy seetaan ci canal 12 am na nag yóbbal lu am solo loo xamante ne ñu ngi leen koy waajal muy paasu màggal Touba bu nekkee bëgg nga cee bokk jëlal 4-5 chiffres yi njëkk ci sa bouquet TNT nga daal di koy mën a tontu ci question yi ñu la posé mooy Mourchid TV ban chaîne la RTS ban chaîne la Mouridou Yahi ban chaîne la Lamp Fall TV ban chaîne la donc loolu noonu amaanaka boo ko trouvé dinañ la mën a may paasu màggal lu tollook 2 junni boo ci bëggee am lu la leer nag da ngay dem ci page Facebook bu TNT muy barkeelu ci màggal bi bu ko defee nga am fa ay leeral yu am solo 2 weer yi ñu ngi koy fay 10 000 francs waaye jamono ji fii ba le 31 octobre incha allah da nga koy fay à partir de 8 000 francs CFA tout de suite li ñuy def mooy delloo comme ni ñu koy tàmm di defee rek delloo buum ca mboy ci waxtaanee absence d'éclairage de manque présence d'animaux sur l'autoroute rouler la nuit sur Ila Touba peut mener à Ila Barsakh yàlla nañu ci yàlla musal mais loolu mooy la deuxième actualité. waaw loolu la sunu confrères yi indi ginnaaw bi ñu defee benn constat ne autoroute Ila Touba bi nem sax ubbi nañ ko pour màggal gi mais dañoo constaté ni amul kii lumière ba pare kii tamit comment dirais-je traçage yi tamit taxu koo leer waaye tamit jur yi dañ lu ci mel ni ay nag ak yooyu dañ fay faral di jàll. sa mbokk yi ñoo fay bëgg a sàmm. waaw sama mbokk yi ñoo ñuy fekk sunu dëkk di fa defar ay autoroute au moins ñu def ay barrière sax. sama mbokk yi dama leen di défendre. baax na ba tey. ay sàmmi naa leen. danañ leen defal barrière incha allah. voilà ñu ne nag comme guddi gi màggal gi ñu ci bëri guddi la ñuy préféré di voyager pour rek prévenir ne wóorul daal nañu xool benn solution laataa rek affaire yi di gën a am influence comme ñi xam ne dañuy wutali Touba. très bien mu nekk loo xamante ne xaw na jaaxal ñenn ñi parce que nekk na lu am solo loo xamante ne war nañ cee mën a bàyyi xel ndax dañ ne absence d'éclairage de marquage présence d'animaux sur l'autoroute rouler la nuit sur Ila Touba peut nous amener à 3 points de suspension Pape Ousmane Cissé. ceeb de moom boo bëggee mu neex sa jëkkër bëgg da nga ci jël temps. waaw boo yekkee bu ci lekkee nga xam ni la nga dox dem. nga jàpp fenn dafa am fenn fu ñu. waaw logique de bilan. d'accord logique de bilan ci élection yi jëm il faut nga am loo teg ci table ji yi parewul sax di nga fexe jëlal kii pont de l'émergence. waaw parew. dañ ko inauguré nañ ko te inauguré donc yu mel noonu moom laa wax ni. est-ce que warul sukkandiku ci leneen loo xamante ne Fatima. laa bëgg a laaj loolu est-ce que warul sukkandiku ci leneen pour war ko mën a teg ci table bi pour sénégalais yi mën a xam ndax toll na ci niveau am deuxième ou pas. bien sûr loolu la war a def man je pense que ne pour jéem a teg bilan bu mu tax ñuy mettre en jeu vie wu ay sénégalais yu bëri ñëpp xam nañu ne autoroute Ila Touba bi projet bu baax la macha allah mais balaa nga koy jox nit ñi ñu jëfandikoo ko fexeel ba nga jël mesure yëpp ba nga xamante ne képp ku fa jaar di nga fa jaar ak xel bu dal. loolu amul fenn ci monde bi ñu ngi ci 21e siècle am na loo xamante ne vraiment xel mënatu koo nangu. benn tali boo xamante ne nit ñi mën nañ fa jaar à tout moment bëccëg wala guddi ñu bëgg koo bokk ak jur yi loolu xel mënu koo nangu quoi donc. nañu bàyyi di fooweeg suñu xel yi. très bien pendant ce temps ñu ngi ne train bi du dem Touba te xam nañu ne économiquement on perd lu toll ko 300 millions de francs CFA ci jamono ji nga xamante ne rek màggal Touba moo am ndax li ñu arrêté train bi dina dugal 300 millions màggal Touba bu jot waaye ren ñu ne màggal bi train du dem ndax Ila Touba ubbi nañ ko madame Dieng. jërëjëf yow. Nicolas bon man en fait balaa may wax ci train bi sax dama doon bëgg a wax tuuti ci Ila Touba bi. allez-y. parce que Ila Touba bi comme dit Fatima dafa am solo torop ci ku xam yoonu Touba. xam màggalu Touba. yoon wi na mu daan méttee. donc ñun on salue Sénégalais yëpp kontaan nañ ci waaye dafa am solo nit ki boo koy jox dara mu bañ a ànd ak sa fan boo koy jox dara mu ànd ak précaution yu mat. donc yàkkamti bi daal man laa doon bëgg wax rek ñu moytu ko ci parce que yàkkamtee def pas bilan sax parce que voilà bilan bi moom du lu ñu di wane mais li nit ñi di dund la. bilan dëgg ki koy dund ko mën a joxe. pas ki koy wax. waaye daal mu nekk loo xam ne buñ ci àndee précipitation bakken yee ca yàlla mooy dogal. mais bakken yee ca nar a sànku man fan yi rek maa ngi tegu ci yoonu autoroute à péage bi jëm Diass. mais am na benn instant dama ni man lii dootuma ko dawalati guddi. d'accord
parce que loolu dafa doy waar donc yu mel noonu yooyu bu dee ci yoon weneen tamit noonu la nar a demee doy na waar surtout man damaa gëjoon a dawal lool su ma tàmmatul yenn réflexe yi gisuma tali bi bu baax wóorul donc am na ñu mel noonu dawal guddi nag wàcc na la non maanaam dawal guddi wàcc na la boo nekkatee dawal guddi woo boo ñàkk pexe dama yoroon malaat laa àndaloon ma mujj ko wàccee jël volant bi ndax man bàyyi naa dawal sax mais éclairage bi ak signaux yi c'est le minimum loo xam ne man pour man war naa am ci auto bu toll noonu ay milliards bu ñu ko jëlee def ko ci liggéey dañ ko war a rafetal waaye comme on dit voilà nañ ko defar ba population yëpp kontaan ci daal ba pare it seen xel dal ci oui waaw am na c'est solo important merci beaucoup madame Dieye très rapidement ma bàyyi la nga tëj ñu attaqué ak Fatima ndax xam naa ne sénégalais yu bëri ñu ngi naan tey moom Liska moom fan la bébé maman di ful la ànd ak moom waa Nicolas wax nañ ko léegi yàkkamti xëy na livrer affaire yi parce que tombé na ak màggal Touba gis nañ màggal Touba tamit ampleur bi mu am loo ci bëgg a jàllale mu jàllale xëy na bu dee visibilité nga bëgg dina jàll donc peut-être que looloo tax ñu bëgg a ubbi côte que côte autoroute bi mais fu nga xamante ne passage d'animaux la foofu war nga xam xel ni war nga fa def ay barrières yu nga xamante ne si jur gi mënuñu koo franchir xam nga fu nga xam ne yoonu jur même budul sax nag wala dara yoonam la foofu la xam fa lay jaar boo ko fa yëkkatee ala kulli al dafay jaaraat gis nañ péage bi tamit lu mu jot a def ci ay jéye loolu rek waroon nañoo yee balaa ñuy ubbi Ila Touba ñu ut ay mesures yu nga xam très bien c'est la Peul qui parle seen yoon moom duñ ko bàyyi yoon bi moom buñ ko xasee ba miin moom duñ ko bàyyi léeg-léeg sax ma ne ko mais pourtant boo jigee sa kër di ñëw Escale am na raccourci mu ne ma teg maa bàyyi sama ko tàmbalee rek très bien merci beaucoup Abisso pour l'actualité de l'internet appelé Actubuzz comme ni mu koy tàmm di defee durant la semaine nu nag waxtaan ak madame Dieye Liska le temps de la prise de conscience du cancer du sein ñu ànd ceeg Fatima dëgg la dafa jot Nicolas que ça soit jigéen ñi mais aussi góor ñi bu ñu waxatee lu jëm ci cancer du sein ñëpp xam ne loolu octobre rose lañ ko jagleel ba nga xam ne ku ci nekk la nga ca war a def ñu nga def ko si madame Dieye est-ce que parfois c'est pas décevant yéen liggéey bi ngeen jot a def yëpp ci cancer du sein nga laaj jigéen ndax xam nga lan mooy octobre rose wala cancer du sein muy hésiter wala mu ne la déedéet. Bon, moi je trouve que c'est encore normal. C'est encore normal parce que Octobre Rose, c'est un événement dañuy célébrer dara. ñu jaarale ci sensibilisation au cancer du sein parce que c'est le mois rose, c'est le mois du cancer du sein. Mais Fatima, en dehors d'Octobre Rose, il y a 11 mois yi nga xam ni Liska aussi daf ciy liggéey donc jigéen ñi par contre war nañu tollu ci xam lan mooy cancer du sein et je crois que xam nañ ko parce que man d'habitude dans les sensibilisations bu ñu yegsee ñun dañuy njëkk a laaj leen waxtaan ak ñoom comme bu ñuy def consultation yu mag comme bi ñuy def samedi bi passé on a reçu 2000 femmes mais bi ñu yegsee Sédar Senghor oui on a atteint l'objectif 2000 femmes bravo et bi ñuy arrêté les gens dañuy daw di ñëw parce que am na ñuy yéex a pare dañuy xalaat togg ba pare ak yu demee noonu mais ça veut dire que ce rush justifie que am na liggéey bu ñu jot a def mu commencé di feeñ di la wax rek ni cancer du sein xawma yan jamono de ak ci yan zone mais ci ñun fi ñuy jot di jaar nii ñu ngi gis vraiment changement bu mag a mag a mag a mag te léegi même ci biir waxtaan yooyu jigéen ñi ñooy ñëw di ñu andil di ñu dolli ci waxtaan parce que ku ci ne am nga ci vécu bu njëkk dañ ko daan nëbb mais léegi dañ ciy wax ñeme nañ ciy wax donc pour dire que toll nañu foo xam ne actuellement je crois que les populations commencent à se l'approprier et ça c'est le nœud de la guerre la participation de toute la nation muy jigéen ñi ci kër yi muy seeni borom kër parce que borom kër yi ñu ngi ciy jàpp am na ñoo xam ne seen jëkkër yi ñooy ñëw absolument am na koo xam ne keroog jëkkër ma ko indi mais ne dafa bëgg ñu jox ko micro bi mu wax ci wax ju rafet ñu mel noonu dañuy dimbali tamit pour xeex bi gën a jëm kanam ngaalaama Liska waaw mais am na ci ak gàcce ngaalaama góor ñooñu nga xamante ne ñoom parce que yee ngeen lu bëri nag tamit waaw wax dëgg yàlla stigmatisation bi nga xam Papa Ousmane dafa doon wax léeg-léeg ak jàpp ne day feebar wàlle loolu yëpp ak di ko ragal sax comme mu mel ni comme si dootul feebar kese mais genre malédiction wala am na ñoo xam ne ñoom dañoo yaakaar ni ku ko tudd sax mu dal la wala ñii seen wujjee leen ko jox ak yu demee noonu léegi on en parle à cœur ouvert les femmes acceptent enfin de collaborer mais li ma gën a neex aussi te ñu war ko wax
il y a un phénomène qui commence à naître au Sénégal. Légui, Octobre Rose dafa commencer nek événement. bu ñëpp di xaar. alhamdulilah dootul Liska sax mooy dem di waxtaanee Octobre Rose pour ñu gars yi jàppale ñu ndax ñëpp xam nañu Liska tamit amul doole. ñi ko nit ñi di jàppale lay doxalee liggéeyam mais maintenant c'est les entreprises les bonnes volontés ñooy ñëw di ñu fekk si nañu léegi de dañoo bëgg xam naka lañ leen mën a jàppale. Et ça, c'est très important. Parce que le dépistage, c'est une arme fatale. C'est-à-dire, tant que xamul ni mbir maa ngi ci moom mënu ci faju bu ko teelee xam mën na cee wér loolu dañuy sonn rek waaye feebar bi dina fi yéex a jógee. Maintenant que tout le monde conçoit que dépistage précoce mooy secret bi et que des entreprises viennent nous dire donnez-nous des calendriers kii ne la moi je prends telle période kii ne la je prends telle période nous sillonnons le pays pour def loolu aussi bien dans le cancer du sein que dans le cancer du col de l'utérus. C'est une avancée. wax dëgg yàlla man dama naan des na waaye alhamdulilah parce que léegi ku nekk da ngay toog di xool noo mën a defee ren par exemple il y a que des sociétés qui nous ont financé depuis wër jël na ñetti activité dem nañu Diourbel ak ñoom dem Xombol ak ñoom samedi bii ñoom la ñu nax ñoom la woon au stade donc am na solo ak yeneen structures yi nga xamante ni ay Lonas Expresso mais aussi les pharmaciens du Sénégal qui sont la vitrine de la Liska au niveau auprès des populations. Bien sûr. Les pharmaciens du Sénégal, nous d'autres nous xaar ñu ñëw ñom ñoy préparer légui sen activité à eux. Très bien. Dañuy jël urne yi tek ci pharmacie ñu bari pharmacie bo dem légui fekk ko fa. ku jënd jël weccitam def ci ñom ñokay dajalé. Par exemple pour 2018 lañu defoon daaw moi nous permettre, et vous l'avez vu à la télé, je crois qu'avant-hier, il y a RTS, mais nous avons l'hospitalisation, toute l'hospitalisation de l'Institut Curie, qui a été rénové. Ministre ñëw na fa di laaj ndax li clinique la privé voilà parce que clinique yi fi nekk sax niñ ko defaree moo ko gën a mu nekk oui waaw léegi waaw s'il vous plaît pour topp logique bi rek bàyyi ko mu yeggali après dinañ ci ñëw avancé yi nga wax yëpp macha allah moom c'est énorme mais li des loolu noonu li nga xamante ne des na ba tey amaana na moo gën a sax tax ñuy wax ba tey parce que bu ñu waxee le temps de la prise de conscience maanaam ñi nga xamante ne ba tey ñu ngi gis Octobre Rose ñu ngi dégg cancer du sein ñu foog ne ñoom ils ne sont pas concernés wala elles ne sont pas concernées lan ngay wax kooku noonu nga xamante ne yàgg na koo dégg dem na sax ba xam c'est quoi mais musul jël ay tànkam mu ne maa ngi dem seeti waa Liska wala seen benn événement bu ñuy def pour def ay dépistage ci jigéen ñi. am nañu ko dul def effectivement mais danga ma ciy permettre rek ma rendre hommage à ces bénévoles, à ces dames et jeunes monsieur yi nga xamante ne dañuy ñëw 2 semaines ou 1 semaine avant Octobre Rose nañu ñëwaat nañu. fu ngeen ñu soxla ñu nga fa. comme li ñu mel les Ndoket Rose gisoon naa leen. Bon Ndoket Rose ça c'est une association qui est membre de la Liska AC2S qui organise ça avec Diarra Kébé mais cette année sax def nañu ak moom Marche Rose à Rufisque mais ñooñu c'est des bénévoles. gis nga boo ñuy organiser. Les femmes que vous voyez ñu sëgg ci table yi di bind mais c'est des chefs d'entreprise. ñenn ñi c'est des directrices de société. ñoom ñooy ñëw jaamu ci yàlla bénévolat day dundal seen xol xamul directeur xamul président xamul loolu te comme kenn rëccu ci ndax ki yàlla dogal ni dina ko dal ces femmes là ces braves femmes ñooy ñëw ànd ak ñun luñ leen wax def leen ko ñu def leen pompe sa fobeere sax dañ koy def elle organise en même temps que nous avec les autres associations qui sont membres aussi su ko defee dafa créer benn communauté rose gis nga ci lancement bi le 4 octobre l'illumination mais ça a été fait avec ces gens-là avec des bénévoles dañu ne ñun bëgguñu dara bu ñu kenn fay dara dañoo ñëw bëgg bokk ci xeex bi parce que chiffres yi ñu dégg ci cancer dafa yóbbu seen fit et c'est l'affaire de tous on attend tout le monde on appelle tout le monde pour que nit ñi xam ne feebar boo xam ne la sénégalais yi la dal sénégalais yi ci mën a jóg parce que du feebar buy wàlle sinon programme yi ak milliards yi yegg si nañ bu yàgg mais comme sénégalais yi lay dal te si Sénégal lay yam les sénégalais doivent
se concerter, mais surtout se solidariser pour trouver des solutions. xam nga parfois dañ lay wax lu jëm ci mbirum cancer bu fekkee da nga am ay antécédents familiaux amaana na yow mën na laa dal. peut-être yow boo defee recherche xool ci sa famille musul dal kenn da ngay foone yow tu es épargné. lan ngay wax si ñooñu nga xamante ne noonu la ñuy xalaat. Merci beaucoup. Ça c'est un thème que j'aborde toujours dans mes communications. parce que da ngay gis bu njëkk nit ñi dañu doon wax dégg naa ka buñ koy wax sax nga ñu commencé tuuru. ki daam bi ñu jooyloo semaine samedi bi noonu la def. dafa ne dégg naa def ku ko am alors commencé jooy parce que yaayam loolu moo ko yóbbu. mu ne nag xaw ma ci dara waaye fas yéenewu ma toog di ko xool di ko seetaan ba muy dugg ci man ba di ma daan. et j'ai apprécié cette bonne dame là démb rek woowaat naa ko ma ne ko da ngay xeex ak moom. dañuy ànd ñun ñëpp jàppale la ñu xeex ak moom. néew ñu la nag ñu ngi fi léeg-léeg nga teq non yenn saa yi rañaan nag lépp ñu ci biir lu ne ñu ngi ko koy ji. et je vous dis Nicolas dans 10 ans inchallah rabbi cancer dana reculer Sénégal. li ñu bëgg nag mooy xeex bi communauté rose bii. ministère ànd ceeg ñun. d'accord yeneen association yi nga xamante ne ñu ngi ciy xeex ànd ceeg ñun. très bien pour que ñu mën a cancer dafa doy waar. dafa sew dafa muus. saay la waaye fii la ñuy fekk nag très bien moo waral sax ma bëggoon. voilà donc je voulais finir parce que question bi daaneelu ma ko. mais da nga ni ñooñu. nga xamante ne dañu yaakaar ne bu dalee seen wayjur rek daf leen di dal. ñeneen ñi toog dal xel. dama ciy wax clairement. ki nga xamante ne amul cancer bien que bokk na ci famille nay fagaru waaye ki nga xam ne bokkul ci famille bu mu naagu ndax ay gènes la rek mën nañ ko jëlee ci waajur mais aussi mën nañ ko bañ a jëlee ci nit maanaam gènes yooyu bu nekkee ci yow même bu dee sa yaay wala sa papa mosu ko am na nga sóoraale ni mën na laa jural loolu donc fagaru rek moo gën faju c'est important monsieur Tom Gueye vous en pensez quoi très rapidement s'il vous plaît li ma ci xalaat mooy ces femmes là man damay dund ak ñoom wax naa leen ne actuellement maa ngi liggéey hôpital général de Grand Yoff yaa ngi koy wax sànq waaw loolu tax na gis naa ci ay mobilisation femmes yu lu bare yéen a ngi fàttali ko jamono yee bi radiothérapie bu hôpital Dantec paane li tax Sénégal am tey ñaari radiothérapie ñii seen loxo jógu ci macha allah ñoo wër organe de presse yi ku ci ne boobu ngay xëyee boobu ngay gonto ñu def pression ci état ba ñu indi ñaari appareil radiothérapie mu nekk fële cancer du col de l'utérus ñoom it dañ ci liggéey mais duñ ko wax te c'est une forme de cancer tellement dangereuse et qui sournoise et qui évolue à bas bruit ba pare li muy rey sax kenn bu du wax lu mu toll ndaxte jigéen ñi généralement duñu dem defi ay consultation précoce pour mën a déceler ce type de cancer là dañuy wax rek ay palpation pour cancer du sein mais communication bi soxna si na yegg foofu parce que li muy gaañ tamit bari na trop loolu laa bëggoon def rek très bien merci beaucoup avant muy def dernière question dama bëgg a ànd ak waa kuréel gi nga xamante ne ñoom ñooy communauté collective internationale des talibé Cheikh ak monsieur El Hadj Madiama Fall ànd ak le président muy Oustaz Moussa Gueye ngir ñu dem rek ci conférence bu am solo bi nga xamante ne mu ngi war a am le jeudi 25 octobre 2018 bu ko defee ñu ngi ñëw léegi Fatima nga jeexal def sa dernière question ñu jeexal en beauté ngeen di waajal lu am solo le 25 octobre muy gannaaw suba incha allah foofu ca CICES bu ñu waxee nag talibé Cheikh xam nañ ko ci détermination ak engagement am rawati ci dolli ci wàllum diine président loo ci wax. ok Nicolas ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di la ziyaarewaat di kontaanati bu baax rek ci surtout nag bis boobu nga xam ne ñu ngi koy waajal fële ci foire bu Dakar maanaam CICES mu war a doon jeudi le 25 octobre incha allahu rabbi. doon bis boo xam ne nag dafa doon bis boo xam ne benn bés la ci at mi ci képp koo xam ne taalibi Cheikh nga. ndax bés boobu ñuy taxawal ci foire dañ cee jublu màggal bés bi nga xam ni Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif il Fatimi radiyallahu taala anhu nga xam ni yàlla li mu amoon lépp bi mu ko joxee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jël li mu amoon lépp moom it tënk ko jox ko Seydi Ahmed Tidiane Chérif il Fatimi radiyallahu taala anhu moo tax woykat ba di wax naan maa lanaa fil kawni siwa rahmani wal Mustafa wa Seydi Ahmed Tidiane bés boobu nag benn la ci Tidiane yi muy bis bi nga xam ne ci la jotoon maqaamam bu rëy boobu di maqaama kët miya muy maqaama boo xam ne yàlla daf ko nëbb góor yàlla yëpp d'accord jox ko nag Seydi Ahmed Tidiane Chérif il Fatimi radiyallahu taala anhu loolu mi ngi amee woon ci 18 safar di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bés boobu nag ñu ngi koy màggal ñun le 25 octobre di jeudi ci foire bu Dakar
ñu bëgg nag mboolem julliti àddina bi fu waay mën a nekk nga ñëw màggal lañu bés boobu d'accord waaye rawat na nag mboolem koo xam ni tijaan nga moo xam nga tënku ci kër Seex El Hadji Malick moo xam nga tënku ci kër Baye Niass moo xam nga tënku ci kër Maam Borom Tuubaa radiyallaahu taala anhu sax ñi ngi lay woo ci bés boobu ndax bés la boo xam ni julliti yàlla yépp ñoo ko bokk très bien Seydi Ahmad Tidiane Chérif yàlla yenkeewal ko ci maqaama boobu nga xam ni mooy maqaama katmiya El Hadj Madiamba Fall ñu ànd ak yow ndax yaay coordonnateur bi ñu dem ci programme bi ana naka lay tëddee ci bés boobu. waaw incha allah Nicolas programme bi ni muy tëddee ci journée bi mooy dinañ dajale incha allahu taalibe cheikh yëpp ñu dajaloo ñu waxtaan ci sunu sëriñ muy Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Chériful Fatimi ci dundam ak jàngaleem ak enseignement am pourquoi jàngaleem ak enseignement am parce que dañu nekk tey jii si benn monde boo xam ne monde bu lëndëm la te jaxasoo. ñu perdre valeurs yi yëpp ñu ñàkk ko même jikko yu rafet ba ci mbaax njub sax yàqu na amatul donc ñëpp déchiré wu famille yi yaay ak baay mëntuñu juboo doom ak jëkkëram ak jabaram mëntuñu ànd kenn mëntul ànd te kenn finalement qu'est-ce qui se passe d'accord ñëpp a jaxasoo donc il faudra que ñu xool est-ce que dañuy toog di seetaan noonu est-ce que du laaj ñu defaraat ñu culture ñu yaraat éduqué waat nit ñi n'est-ce pas fexe ba jubbantiwaat jikko yi def en sorte que nit ñi mën a ànd te nekkul liggéey boo xam ni dafay concerner seulement les tidianes ou les mourides ou les non non tout le monde ñëpp la concerné parce que yi yàqu-yàqu yi fépp la egg ñëpp la atteindre te bu ñu continuer di seetaan nii rek dafay continuer di gën a jëm kanam dafay dem ba à un certain moment boo xam dafay impossible nit mën a dund ci réew mi d'accord donc léegi yaa ngi di woo mbokk taalibe yi à partir de ban heure de 9h à 14h waaw incha allah de 9h à 14h waaw bu ko defee ci la conférencier yi oustaz Pape Makhtar Sylla incha allah moo koy waxtaanee ñu wax Makhtar Sarr oustaz Makhtar Sarr moom mooy modérateur bi donc kilifa yu bëri xam nga ci ñu la bokk macha allah waaw mu ngi fii ci DTV di fi liggéey liggéey bu am solo ma ngoog moom macha allah ñëpp xam nañ ko ci xam-xam ak macha allah yar ak teggin loolu donc loolu gisal ngeen ko seen bopp ak civilisation aussi civilisation macha allah xam naa si dara ni muy wootee si kim bi moom benn waaw sama xarit la ndeysaan barakallahu macha allah vraiment aussi kilifa yu bëri dañ fay ñëw nag kilifa yu bëree dañ fay ñëw bu ko defee vraiment communion lay doon boo xamante ni si dana am solo daal très bien président lan ngay tàggatoo loolu dinañ ci ñëw léegi après Fatima incha allah bu ko defee nga tàggatoo président oustaz Moussa Gueye Fatima ñu bàyyi la nga def la dernière question damay wax ne rek dafa jot pour nit ñi ñu jël conscience ci lu jëm ci mbirum cancer du sein waaye tamit cancer du col de l'utérus su ma nee prendre conscience mooy ne nga am connaissance mais aussi compétence beeg confiance de remarquer lépp li nga xamante ne ay changement la lu jëm ci sa yaram yow en tant que jigéen da nga war a di seetlu sa bopp yaa xam ndax couleur ween bi la yaa xam ba ci taille bi il faut que ngay am habitude boobu même boo amul habitude boobu sax li ci mel ni octobre rose boo koy faral di dégg ci télé beeg ci nga koy gis ci journal bi di ko dégg ci rajo bi au moins sax nga jël benn moment boo xamante ne da ngay taxaw waaw voilà jàkkaarloog seetu bi pour mën a def yooyu noonu nga xamante ne dañ la koy diggal ci mbirum cancer du sein c'est important léegi si lu jëm ci mbirum suivi psychologique bi parce que comme ni nga ko wax cancer dafa sew te dafa nekk maladie boo xamante ne dafa doy waar jigéen ñi nga xamante ne dañ koo am en général pour ñu dund ak moom seen xel mën a dal dafay nekk lu difficile mës naa seetaan benn documentaire boo xamante ne femme bi wax nañ ko dafa am cancer mais moom mu ngi def lu mu war a def jàpp ne ci xelam ne lii nii du dara di lekk di naan xolam di féex ba dafa demaat ñu ne ko amatoo cancer donc pour wane ne rek dalal tamit bi ngay dalal sa xel am na ci solo bu baax a baax confiance en soi même merci Fatima dama bëggoon rek ci cancer du col de l'utérus bi wax leen ni bi ma naan léegi dinañ dem ba cancer dana fi jóge ci cancer du col sax laa ko gën a wax parce que am nañu chance cancer du col bu ñu ko teelee détecté avec des méthodes il y en a plusieurs mais surtout cryothérapie bi nga xam ne ñun lancé nañ ko depuis 2 ans daanaka lu tolloog 18 appareils installé nañ ko ci ay districts Sénégal mais mi ngi dellu ginnaaw parce que cryothérapie boobu bu ñu fekki xoolee jigéen bi à l'inspection IVA IVL gis ci ay coloration yuy wane ne ndaw si kat am na ay lésions précancéreuses mais ci saa si en 5 minutes appareil bi da koy dindi da koy rey ba faw donc cette femme est sauvée donc c'est pour vous dire que même dans le cancer du col ci la ñu ëpp sax chance très bien ci la ñu ëpp chance maintenant pour cette prise en charge psychologique li ma lay tontoo mooy mais c'est l'origine de Octobre Rose par exemple c'est une dame qui souffrait du cancer dem ba
moom wéet ak feebaram mais mu xam ne su gëmul boppam am courage xeex feebar bi du fi jóge mu xeex ko mais ci biir xeex bi mu daan am ay yéeneem naan bés bu ma fajoo ba wér ci feebar bii danaa ci def lii danaa ci taxawee nii ba amoon bés boo xam ni moom neewoon na dana ko jël ci at bi di ko célébrer dans les rues de New York looloo waral Octobre Rose ñu dem léegi ba defatuñu ko benn bés yamatul Amérique mais mu law ba pare durer 1 mois donc loolu opportunité la boo xam ne confiance ak xel mu dal moo ñu ko may donc la psychologie dafa am solo d'autant plus que la LISCA même en son sein organise 2 fois par mois des séances de prise en charge psychosociale psychologue bi dafay ñëw assistante sociale yi ñëw ñu bàyyi leen ak malade yi ñu mais yokk leen fit ay malade yoo xam ne dañ ko amoon ba pare tamit ñëw ba wér ci ñëw toog ci seen wet di leen motiver di leen jàppale ci xeex bi pour ñu mën a xeex ak merci beaucoup madame Dieye borom LISCA ñu doon waxtaanee le temps de la prise de conscience du cancer du sein ñu koy jox rendez-vous inchallah mardi prochain bu soobee yàlla ma bàyyi la nga def sa kàddu bu mujj très rapidement s'il vous plaît sama programme 3 duma ko wax téléspectateurs yi ak soppe na bi yëpp ñu ngi leen di wax aussi lii dañ koy génne livre lañ koy génne rek benn livre taalif boo xam ne dañ koy bëgg génne ci gàmmu gi te bëgg nañ dem ci kër kilifa diine yëpp maanaam ñu ña def ci ñaan aussi ñu li nga xam ne aussi mën nañu si jubanti wala lu ñuy conseil ñu ko très bien merci beaucoup président très rapidement 20 secondes s'il vous plaît waaw kay xam naa dañuy wax ni rek ñu ngi woo jullit yàlla yëpp ci bis boobu nga xam ne mooy am la 25 di jeudi ci foire bi di ci woo mboolem ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci biti réew bàyyiwuñu kenn waaye rawat na nag taalibe cheikh yi xam naa loolu rek la ñuy tàggoo. jërëjëf salaamaaleykum. merci beaucoup monsieur Tom Gueye très rapidement. alors s'il vous plaît très rapidement. conseil d'administration UPM Dakar Dem Dikk le président Baro Moussek jiite solvabiliser na définitivement l'accès aux soins des pensionnaires des personnels des femmes et des enfants du personnel de Dakar Dem Dikk. merci beaucoup monsieur Tom Gueye muy consultant en assurance maladie ñu doon waxtaan ak moom lépp li nga xamante ne rek jëm na ci jafe-jafe boobu am foofu ca Dakar Dem Dikk. vous avez 10 secondes s'il vous plaît il faut nga placer ko sinon rek jeex na c'est fini s'il vous plaît alors 10 secondes pour donner rendez-vous à toutes les femmes le 3 novembre à un grand dépistage de masse au stade Léopold Sédar Senghor encore donc rebelote pour